أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله قبل كل أحد والحمد لله بعد كل أحد والحمد لله على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد ومن والاه عدد ما تعلمه من بدء الأمر إلى منتهاه وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki DTV mbokki seetaan ci waxtu wi seen émission ndénkaane dellu siwaat nañ di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci jataay yi nuy amal fii ci biir plateau bi baaxoon ngeen ci waxtu wi ngeen janoog Seyda Zeynab Fall mu am teq-teq yu ndaw waaye ñu ngi ñaan suba incha allahu taala mu dellusiwaat àndaat ak yéen ci direct bi di nuyu di ziyaara ñi seetaan ñëpp ñi ci biir réew mi ñi ci bitim réew ñi seetaan direct ak ñi nga xam ne bu weesoo bañ koy tegaat ci lañ koy seetaan ak ñi nga xam ne ci YouTube bi lañ koy toppee ak ñi ci Facebook bi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñi faatu yàlla na yàlla yërëm leen ni ko Seyda Zeynab di waxee ñu wax Seyda aaya Seyda Adama Seck bi nga xam ne moo ko bëggal boppam muy yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin xam naa gannaaw koor gi jeex na meer caama danañ ko seetal aaya boo xam ne danañ ko jàngal ba mokkal ko su ko defee moom it ñu féetale ko incha allah waaye di ñaanal ñi nga xam ne nii yëpp ñoom ñoo nekk di seetaan nekk ci hôpital yi sun borom fëgg seen bopp ñu delluwaat ci kër yi ñi nekk ci yoon di tukki yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekk jàmm delluwaat ci seen njaboot fekk leen ci jàmm ñi ci néegu sëy yàlla barkeel seen sëy njaboot gi yàlla yaral leen boppam teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ñiy wut yàlla may leen lu leew domm ñu muurloo ko émission bi dellusiwaat na ñu ànd ceeg ñun ci baaxoo di àndal ci sama ndeyjoor Oustaz Mouhamed Diop teew na ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara Seyda Fatima xam naa moom jigéen ñi kontaan nañ ci moom moom itamit teew na ci plateau bi Seyda Fatima ñu ngi lay nuyu di la ziyaara waaye Laay Pay moom itamit teew na ci plateau bi waaye sunu gan sunu wayjur Baye Mamadou Gaye Samb moom itamit ñu nuyu ko bu baax a baax di ko ziyaara su ko defee dañuy dem rek jëli revue de presse bi Modou Mbacké Niang ci studio 2 ñu jëli revue de presse bi mu wax nu lan la këru xibaar yi di yëglekaay yi lan la ñu xëyee Modou Mbacké salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah yaa Seydi. na nga fanaanee. waaw ñu ngi lay nuyu di la sant dafa mel ni tey yaa taxawee liggéey bi. macha allah di nuyu bu baax yaa Seyda. ni nga ko waxee yëglekaay yi xëy di génn yaa Oustaz sakkan na lool bu nekk la ko ñor. Le Quotidien dafa xëyee réew mi bépp boor ma ngay nux-nuxi mu tàmbalee ko ci càccu jur gu tar gi am ca Goudomp jamono bi nga xam te ne bi jur gu bari ñoo daanu fu mel ni Matam jàpp Fuuta ak diwaanu ko Jolof fi mu toll ni Goudomp moom jur deewu fu waaye ay sàcc ñoo fa dugg fëkk fa ñaar fukk ak ñeent ci ay nag dugg ci mbooy gi réer yi ca wet ga yëlekaay bi yëmu ca yaa Seydi ñëwaat na tamit wax ci lu soxal li nga xam rek moo soxal mbirum maire yi ak seen adjoint au maire ñu bari ci ñoom sonn lañ def loolu laaj ndax ñàkkum koom ak doxalin gu metti loolu tam yéenekaay bi xëy na ko ca wet ga itam baneen nux ci réewum Sénégal bokk na ci ne li nga xam mooy science muy ab kuréel bu ëmb inspecteur yu nga xam ñooy saytu wàllum njàng mi ñoom ñëpp ñoo xëy ba nga seen loxo muy kon juróomeel plan d'action boo xam su mu doon ko la ko du itam yëmu ca ñëwaat nañ soxal li nga xam rek mooy mbirum CEDEAO ak atte bi ñu war a attewaat tey mbirum Khalifa Sall en appel yéenekaay bi ni cour d'appel bu Ndakaaru tey mooy topp mbir mi waaye nag coow li bari na avocat état Sénégal jàpp ni mbirum CEDEAO gi la mu wax du am benn jeexital ci boobu lépp atem ba tey yaa Seydi enquête yéenekaay bi ñëwaat na ci soxal li nga xam rek mooy Macky Sall mi ci bopp réewum Sénégal yéenekaay bi ni fi mu toll ni tembe njàqare dëgg la Macky Sall nekke ak nguuram ndax tuitaange am na yëglekaay bi ni mbirum Khalifa Sall ak mbirum Karim Wade moo tax ñëpp a ngi mere Macky Sall lool jàpp ni dafay doxal kumba am ndey kumba amul ndey yëglekaay bi ni fi mu toll ni tembe avocat état bu Sénégal ñoom ña ngay weddi waaye ca wet ga avocat Karim Wade ñoom jàpp nañ ni ak lu mën di xew bàyyi Karim Wade mooy li jaadum daañu def kem kàttan xeex luñ ci góobee gar koom
yéenekaay beneen Les Échos moom itam dafa xëyee wàll gi ca mooy avocat yu état wu Sénégal ni ñoom fi ñu toll nii tembe amagul benn këyit buñ jot mu jóge li nga xam mooy CEDEAO kon ñoom dañuy doxal seen liggéey atte ko ci wet ga itam Maître Ousmane Seye bokk ci avocat état Sénégal moom jàpp na ni lu jëm ci matière pénale moom Sénégal amu ca benn attekaay bu mu cay xool lu may attekaay yi nga xam te ni bi ñoo nekk ci biir réew mi kon haute cour CEDEAO bi la mu wax duñ ko laal duñ ko jëfe suñu yoon nekku ci laas moom ni ak loo ci mën di dégg tey la tey daañu létt mbaa ñu firi Khalifa Sall dañ koy bàyyi mu dellu ci ay bokkam wala kaso ba lay des lépp a ngi ci juge bi di Demba Kandji moom mi nga xam te ni bi moo war a yor ca gël guy li fu ko neex a ci jëmee jëm ci wàllum yoon doon xeex ba na tàng dina tar laas xëye na ko yaa Seyda wala sax yaa Seydi source a moom it dafa xëyee beneen mbir boo xam mi ngi lëmbe réew mi ca moo soxal mbirum rek tolluwaayu réew mi ci mbirum Khalifa Sall ak coow li doonte ñenn jàpp na ni Khalifa kañ daal lay doon muy ay jegeñaaleem tabb nañ ko ni Khalifa Sall day doon candidat waaye lu mën di xew ñoom ñëpp daal jàpp na ni fi ñu toll nii tembe weñ loxo moo tàmbalee am waaye defante mënta ñàkk ba ñu daal di xeex dem kem kattan ba Khalifa ay droit am kenn du ca fenn lenn donte Karim Wade moom daanaka mbiram mi ngi tàmbalee bëgg a way mbuus la tribune sax ca la jaar ci wàllu guni mel moom it nee na fi mu toll nii tembe lu jëm ci mbirum Khalifa Sall ak Karim Wade moomee ñi ngi baatare seen carte yu mujj maanaam daal xeex bi moom day baax wala mu bon ça passe ou ça casse diggante Khalifa Sall ak Karim Wade mi nga xam te ne bi ñu ngi taxaw jàkkaarloo ak nguuru Macky Sall gi ay at boobaak léegi coow topp leen ci wàllum yoon diggante li nga xam mooy luubal xaalisu askan wi ñoom ñu jàpp ni luubal amu ci l'Observateur moom dafa ñëw ci beneen mbir boo xam te ne bi moo soxal ba tey Macky Sall moom nee na jamono bi coow li jolli am Macky indi Karim Wade am Khalifa Sall moom Macky Sall moom ma nga ca la ko ñor ca mooy fexe am ab deuxième mandat moo tax moom mi ngi daal di woo ay lieutenant li ko tàmbalee ci benn bokk yaakaar ñii di cadre yi APR yi ba ci ndaw ñi xale yu jigéen yi yeeg jeeg ji ñëpp la Macky boole gur ci benn wurmbal ngir ñu wër ndombo ñi nga xam ñooy ku jégi mën leen a jàggi ruur ba bu ko defee ñu daal di mën a daan opposition bi waaye l'Observateur dafa jeexale xew-xew jamono bu doy waar nee na mbir yaa ngi amee ca kokki sàccum jur gu doy waar benn waaye daal bu yor daara moo sàcc juróom-ñaari xar nee na dafa bëggoon a dundal njabootam moo tax mu def lu ni mel muy lu yéene kaay bi xëyee ki nga xam si moo di kon yaa oustaz ñu gërëm la ci ni ñu teewloo ak xibaar yi ñu doon joxe ci nga àndoon ci ak ñun boobaak léegi. jërëjëf Modou Mbacke yëglekaay am na solo macha allah. tabarakàlla jërëjëf. waaye L'Obs bindati na de. ah. ma ne L'Obs bindati na. waaw bindati na ca kokki. waaw bindati na ca kokki. juróom-ñaari xar. juróom-ñaari xar waaw. ah moom dëppoo na ak li gars yi digle sarax de. ah kon de baax na kon xanaa kon juróom-ñaar dafa am solo ci sarax. waaye d'accord dégg nañ ko incha allah. du ñaax da ngeen toj faram-fàcce analyser ko. bu soobee yàlla. jàngat ko incha allah. jërëjëf Modou. jërëjëf gërëm naa la bu wér. ñu sant la gërëm la di nuyu bu baax yaa Seyda. incha allah jërëjëf. jërëjëf tabarakalla. jërëjëf kooku mooy Modou Mbacke ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ci lim ñu indil ci këru yëglekaay yi. Oustaz Mouhamed Diop. ñu nuyu la bu baax a baax ziyaara la. lan ngay jàngat ci yëglekaay yi. waaw auzubillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Oustaz Makhtar ñu ngi lay dalal. di am mbégte bokk ak yow plateau bi. di nuyu ñi nga xamante ne lañ bokkal plateau bi soxna Fatima sëñ Abdallah. ak sunu baay sëñ Modou Gueye Samb. yéenekaay yi wax nañ lu bëri. mais li ma ci yitteel rek mooy li jëm ci wàllu càccu njur gi. xam nga Sénégal ñu ngi wax ni dañoo bëgg a développer li nga xamante ne mooy élevage. et nguur gi amoon na ay stratégie yu mu tëral pour xeex li nga xamante ne mooy sàccu njur gi. et loolu xam naa ne nguur gi war na ci gën a taxaw. comme ni ko gars yi di waxee mata yatimul binaaw ida kunta tabni wa gayruka yahdimu. kañ la tabax di mat bu fekkente ne da ngay tabax te keneen mu ngi gor li nga xamante ne mu ngay daaneel la ngay tabax. en tout cas war nañoo dimbali nit ñi parce que yar dafa bokk ci source koom. kon bu nit ki di sonn di yar li nga xamante ne mooy ay gàttam am ñuy ñëw di ko sàcc. en tout cas nañ ci góorgóorlu ku gën a baax daal. beneen bi mooy li jëm ci wàllu Khalifa Sall ak ñi nga xamante ne moom mooy xeex bi nekk seen diggante ndax dinañ ko bàyyi duñ ko bàyyi. en tout cas ñoom li ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala rek mooy yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala ay guddeem yàlla na ko yàlla jeexal. guddi lëndami laa ci jublu yu muy def ci biir kaso yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala jeexal. yàlla def dal ci biir li nga xamante ne mooy réew mi.
parce que xëcc gi metti na moo xam Karim am Khalifa am Macky Sall en tout cas ñi ñu dénk nguur gi dénk leen yoon tamit nañu xam ne atte ñaar la dafa am lancement bi fii la ci àdduna lu la neex nag nga def bu la neexee nga avancé bu la neexee nga arrière mais buñ koy tegaat ci àllaaxira et loolu lu mat a bàyyi xel la subhaanahu wa taala léegi nag dafa am lu ma jaaxal léegi-léegi bu fekkente ne ab njombe dafa am ci réew mi su ko n'importe qui defee du ñu préciser ko def lu muy liggéey mais bu fekkente ne daa am ku juum koo xam ne xaw na laal ak daara rek dañuy préciser kokki jàngalekatu daara et pourtant bi ñu waxee guddam waxu ñi sàcc lan moo nekk seen liggéey macha allah loolu sew la am na solo ñu sant la bu baax gërëm la Oustaz Mouhammad ci li nga jàngat ci yëglekaay yi Seyda Fatima lan ngay jàngat ci yëglekaay yi gannaaw boo nuyoo maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp am kontaante bokk ak yéen plateau bi di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan lu jëm ci mbirum politique lu jëm ci mbirum Khalifa Sall Karim Wade temps yëpp coow li bëri na nee nañ Macky Sall dafay def kumba am nday ak kumba amul nday man daal xam naa ne nit buy def loolu te tayu ko sax tôt ou tard daan ñi day ñëw astumalaak nag boo ko teyee te xam nga mbirum politique comme lu ñuy wax rek làmb la te làmb moom ñaari nit ñuy bëri la te faruñu te il faut que ñu bëree kenn daan waaye bu fekkee ne comme ni ma ko déggee am ku ko wax bu fekkee ne da nga ne yow da ngay bëree te doo am adversaire te ñu farak yow kase ñoom ñooy nekk ci tribune yi kon su boobaa dafay nekk lu doy waar man je pense que képp kuy sénégalais et que amoo benn contrainte lu jëm ci mbirum yoon et que lépp leer na man je pense que war nañ la mën a bàyyi nga présenté wu et que sénégalais yi ñoom ñooy décider nekkul ne yéenay jiite da ngay def kut ko kut ki nga xamante ne am nga ay dut ci moom mën na la daan ou pas nga ne da ngay forcer pour que kooku mu bañ a présenté wu loolu dafay indi ci ay jiixi jaaxa ci biir réew baaxul daal si suñu image et surtout génération yi nga xamante ne ñoom ñoo war a ñëw ëllëg dugg si politique pour bañ reprendre ñaawteef yi nga xamante ne moom la ñuy gis ci biir géewu politique bi beneen bi moom mooy vol de bétail yi sàccum njur gi man dama foone woon jeex na Sénégal parce que dama daan dégg lu bëri ñuy ut ay solution pour que loolu bañ a amati waxoon nañ fi sax benn genre application boo xamante ne buñ ko tegee njur gi fu mu mënti dem boo xoolee ci sa téléphone di nga mën a xam exactement fan lañ nekk donc loolu mu nekk lu doy waar après da ngay laaj nit ñi li ñuy wax di ko teg dajale ay nit passer des heures di ci waxtaan après wax jooju noonu yëpp fan lay dem ndax dañ ko doon def nii rek wala donc ñu koy ñaawlu et que ñuy espérer que ne dinañ ci waxtaanaat jël ay solution yi nga xamante ne yu durable la ba nga xamante ne ñaawteef yooyu duñ ko dégg beneen bi mooy sëriñ bi ñu wax ne dafa jël ay xar bëggoon dundal njabootam man dama naan rek mar naan bu mu la tax a naan petite parce que am na ñu bëri ñi nga xam ne amuñu lu ñu dundalee seeni njaboot mais teewul dañoo toog wàkkilu ci yàlla comme nuñ koy waxee donc di ñaawlu aussi loolu nga xamante ne aussi moom la waajooju noonu def di leen gërëm di leen sant jërëjëf Fatima ñu sant la gërëm la ci sa jàngat lay pay yëglekaay waaw Oustaz Makhtar ñu lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi ba pare di la ziar di la wax nga doole ñu ñaan ndax dëkk ba neex na nga ku fa jógee da ngay am envie delluwaat fa macha allah si yéenekaay bi tey lu mu ñëwee si procès Khalifa Sall lay commencé parce que boo xoolee procès bi dafa commencé ak léegi yàgg na mu nekk ay weer yu bëri CEDEAO génn si ñun Sénégal dafa am fu ñu bokk mu nekk si organisme wu CEDEAO mu nekk ay dëkk yu bëri lëkkaloo CEDEAO ba mu ñëwee dafa jox raison Khalifa Sall au-delà de ça juge bi dañ koy wax ne en matière de justice il faut que nga am liberté tey jii ni yàlla rek a xam lan mooy génn tey di ñaan yàlla Khalifa fu mu nekk yàlla na ko yàlla defal jàmm bu dee génn moo gën si moom yàlla na ko yàlla génnee te képp ku nekk si prison aussi yàlla génnee la mais aussi dañuy wax ak suñu dirigeant yi parce que tey jii mënoo dem si élection nga ne ku ma neex laay àndal man je pense que le oui n'a de sens oustaz que si on a la possibilité de dire non waaw mi ngi am solo fi nga xamee ne am naa sañ-sañu wax déet sinon day nekk ndooteel donc tey jii nii mën nañ bàyyi ñëpp langue politique bi mu ubbeeku ku si sa wërsëg nekk nga dem def sa campagne nit ñi buñ la wóoloo
ñu dénk la si volu bétail bi chaque jour dañ siy wax mais c'est un problème qui vient et qui revient à chaque fois parce que solution bi mooy dañu indiwul des solutions durables lenn rek nag moo ma si metti li oustaz Mohamed wax li ñu ne daara ba pare wax sëriñu daara te jeexital bi moo si neexul parce que dafa ne daf ko jël pour dundalee ko njabootam ma yaakaar ne sëriñu daara bi moom moo ñu war a jàngal ne li ñuy dundee wala li ñuy lekk dafa war a lew donc munoo jël yëfu jàmbur nga jël ko si sàcc lañ koy mën a waxee parce que c'est du vol nga ne da nga siy dundal sa njaboot donc tey jii nii soxla na ñu situé waat responsabilité yi xamuñu dëgg la am déet kan moo am raison kan moo am tool mais ñu jéem a def de sorte que tey jii nii ñun ñëpp ku si nekk nga jéem a def le plus possible li yoon joxe maanaam juste nag si li ngay lekk juste si li ngay def parce que bu ñu xoolee dëkk bi fépp fi am problème bi yëpp mooy injustice bi am moo nekk si prison yi moo nekk si gouvernement yi moo nekk si sëriñu daara bi ba muy jël fu jàmbur te loolu lépp li koy indi nee nañ tegale bu jubee rek bi jiitu moo gën a jub maanaam yàlla nañu yàlla boole njiit yoo xam ne dañuy teg si yoonu siraatal mustaqim ba lépp jub macha allah jërëjëf laay amiin yaa rabbi ci ñaan googu noonu le sunu baay Mamadou Gaye Samb ñu nuyu la dalal la ci plateau Ndenkaane lan ngay jàngat ci revue de presse bi balaa ñoo ñëw ci thème bi auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim imam maa ngi lay nuyu di la gërëm ñi ma toogal si jataay bi revue de presse bi moom li ma si jàngat rek mooy du soppeeku mukk affaire politique yi Khalifa Sall Karim xëccoo bi du toujours wax ji bari na te nit ñi dañoo xamul ni yàlla lu mu wax ab jàmmanu ci dara nit ku war a dugg kaso da nga dugg kaso suñu sëriñ bu baax bi sëriñ Touba dugal na ko kaso dafa wax ni ku xotti sa mbubb ñu tëj la kaso waaye boo xottee mbubbu jàmbur foo jëm defuma waxuma ñu ni ma da may tëj kaso donc loolu dafay yàgg nit ki nag boo duggee kaso justice bi dañu am justice léegi nag réew mi les problème bi mooy nit ñi gëmatuñu ñu ñuy jugé loi yi règlement yi kenn toppatootu ko kenn gëmatu ko boo ko faaleetuñu dara bu njëkk policier sax boo ko gisee da ngay daw faaleetuñu léegi mentalité yi jikko yi lañ war a xoolaat éducation civisme ak patriotisme boobu dafa deñ kon bu affaire politique moom njiit dafa jafe Omar Ben Abdel Aziz bañ ko defee njiit xalifa dafa tiit ba xam ndax nee na jiite ab askan jiite réew laa ilaaha illallaah kooku metti na ndax waru da nga war a yemale yëpp bëggoo waroo te kenn coono waroo faral kii sa doom sax bu deful noonu da nga ko war a duma ñu mel noonu nag dafa jafe far moo jafe ñàkk a bañ a far moo jafe jiite moo jafe affaire xar yi nag kooku aussi li soxna si wax xiif warut a tax nga def loo xam ni yàlla àndu si yonent bi àndu si jamono bi nag dafa jikko yi moo yàqu ndax sàcc moom ab sàcc moom du dugg àjjana sàcc moom li gën a bon mooy sàcc jël alalu jaambur loo moomul ñuy wax na nga ay xar la surtout maslaa bi moo bari si loolu kooku aussi ñooñu dañoo faaleetunu policiers yi faaleetunu justice bi ndax bu fekkoon am na ku ko def ñu teg la yoon def la loo xam ne lii Màkka yow mii yaa ngi jógee Maroc barki dem xam nga ni Màkka boo fa sàccee dañuy dagg sa loxo boo rey boo njaaloo dañ lay tëral bu ñu julee àjjuma ba pare guillotine la si kanamu ñu ñëpp allahu akbar boo defee lu dul yoon dañ la war a teg daan loolu nag la ñu teggi fële d'accord imaam boobu nag sàcc naan day kii kooku du imaam ku jóg rek ni damay jàngale alxuraan
léegi ñu defee ni yaa kii nga ustaas nga te doo dara. xam nga ni ku dem bay sàcc. ay xaru jaamu naan dama koy dundale samay taalibe yow xam nga ni doo ustaas. ndax bu doon ustaas. li mu jàng. si alxuraan du ko def. d'accord jërëjëf papa ñu sant ko bu baax gërëm ko sant Modou Mbacké sant yëglekaay yi sant leen tamit ci jàngat bi l'observateur xam naa man it sama commentaire moo fi bindoon ne sëriñu daara violé na tey mu ne sëriñu daara vol entre viol ak vol ba mu waxee viol du dëgg léegi nag vol bi nañ gëstu ba xam dëgg la am déet waxoon na sëriñu daara tëddee na 5 ndongo yu góor boole ca njaareem buñ gëstoo du dëgg amuloon tey mu waxaat sëriñu daara sàcc na 2 xar ca kokki léegi nag ki waxoon bërki démb du dëgg xaw ma tey nag ndax danañ ko dëggalam déet ak it raison bi mu wax ne moo tax mu sàcc mooy dafa sàcc ngir dundal njabootam sëriñu daara ku ko xam ne bu fekkee dafa yori taalibe bu ñuy yelwaan ci lay dundee bu yoree taalibe yuy fay taalibe ya ñuy fay ci lay dundee sëriñu daara bu sàcc lenn du objectif am lu dul dundal njabootam loolu tamit xel nangu ko ci sama jàngat man tamit loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax sëriñu daara bu ne woon dafa sàcc ngir mottali ji ngoroom wala dafa amee kenn bor ñu ne loolu de logique na waaye dama sàcc pour dundal sama njaboot bu ñëwoon taalibe ya sax ñoo sàcc ñu ne xel mën na koo nangu loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te période vacances la ñu nekk journal yi baaxoo nañu bu vacances jotee ñu gis ne xale yu bari dañ leen di orienté yóbbu leen ci daara yi ñuy génnee information yoo xam ne day lëndëmal xelu waajur yi ba dootuñ ñemee te jël seeni doom yóbbu leen ci daara yi loolu yàgg nañ fee nekk ci Sénégal ñu gis ne chaque vacances yu mel nii dinay faral di génn waaye l'observateur moom waxam ci daara Makhtar Sarr du ko mës a gëm ndax lu mu ci mës a bind du lu baax du lu jag luñ ci mës a waxi nekk loo xam ne luy defar daara la loolu mooy sama jàngat ñu sant leen gërëm leen journal yi bind yëpp su ko defee ñu jàll ci beneen élément incha allahu taala boo xam ne dafay wax ci wàllu ñàkkum ndox mi muy lu ñuy dund ci Sénégal ñu seetaan élément boobu noonu la tëddeel si waat incha allah. robinet yi ñu def ca unité 20 bu Parcelles Assainies amal na njëriñ loolu ñu fa dëkkee bés bu nekk mag ak ndaw góor ak jigéen ñëppay ñëw root seen siwo yeeg bidon ak paan yi li ni mel nag ñu koy ñaawlu bu baax. 6 mois ngi ni nga amuñu ndox duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg téeméeri barigo nga ñëw tax ko nekk damay rang ngeen ci des taxaw ko des seen ndax est-ce que jaadu na andi seen i barigo ñii andi seen i oto taxaw ah. chaque jour dañuy ñëw fii moom root si moom root bi métti na torop. ñu sonn nañu da ngay xëy 6 heures du matin di root. jigéen ñi dañoo sonn root nañu guddi root bëccëg dañoo yanoo bay bëgg a dee nit ñi amuñu ndox mu ñu naan waxuma la ak ndox mu ñu sangu. fii day fees del ay nit dañoo rootoor bay bëgg a dee. imagine 4 heures du matin ba 8 heures si suba ngay xoole amoon ndox loolu dafa métti. naam sax am nañu mu sonal waaye ñàkkum ndox mi daanaka borom charrette yi ñoom ñu ngi ci gis seen bopp bu baax. charrette yi loo fay 2000 francs ngay fay. imagine benn jigéen ngay yanu ay 10 bidon wala ay fukki paan nga di ko yan du yóbbu sa biir kër. man maa ngi dëkk ba koñ bee nee 3e koñ damay ñëw root si pareen saa yi sare di fii boo rootee pare ñii naan 2000 ñii naan 1500. fekkee une defee nga yam 500 700 waaye boo génnee fii 1000 francs 1500 loolu laay yebee moom wax dëgg yàlla. mais su ma sañoon nag mu ñëw ci kër yi moo gën quoi parce que ñun ñëpp a ko bokk. juróom benn weer a ngi nii ñu nekk ci jafe-jafe juróom benn weer a ngi nii amuñu ndox ñu dëkkee ca Parcelles Assainies di yuuxu seeni métit ñoom nag fas yéene wuñu fay benn facture ndox. benn pepp ndox doo ko gis pour lan ñu ñuy fay facture waa Parcelles ñoo war a génn sol rouge def yaana maar ñun dañoo sonn dañoo taay root nañ ba xuugee man xoolal sama poitrine bi damaa root ba amee loos. facture bi ñëwee dañ koy def ci digg ba ñëppay fay ku fayul ñu coupé la wala ñu daajati sa compteur yóbbu. fu mu toll nii ñu ngi ñuy mosal ndax xam nañ léegi weer bi dee facture yi war a ñëw mais ku indi facture te suñu ndox ñëwul dañ la dóor ba ngay bëgg a dee wax nañ ko ñëpp nag ni ñu def ba indi ndox bi fii nii bu ñu ko defee noonu dinañ ko indi si kër yi. Grand Yoff benn tali yenn ci yu mel noonu ci goxu Ndakaaru yoo xam ne mel na ci Parcelles Assainies amuñu ndox ñu dëkkee nag ca koñ ya am nañ lu leen metti loolu te xamuñu fu ñuy yuuxoo walloo wante nag ñoo ngi am yaakaar ni comme ni ko ministre bi yor wàllum hydraulique waxee fii ak diggu weeru juillet bi ndox mi dina ñëwaat ci robinet yi.
jërëjëf Fatim Lo ci élément boobu mënu indil ci Lo ñu sant ko gërëm ko moom Fatim Lo Oustaz Mouhamed ñàkkum ndox mi lan nga ciy jàngat ci Ndakaaru rawatina Parcelles. ñàkkum ndox xam naa ci jamono ji la gën a méttee mais daa mel ni mook Parcelles dañoo lëkkaloo. yàggu fee jóge amoon na jamono may liggéey ci wàllu ONG ñi nga xamante ni dañuy gas ay pompe di ko may nit ñi. mais li ci gën a bëri Parcelles lañ daan dugg soo duggee da ngay fekk ay kër yoo xamante ne dañ la gëj na ñoo am ndox. ak ay kër yoo xamante ne dañoo tëj coupé seeni facture seeni robinet ngir ñàkk li nga xamante ne mooy ndox en tout cas ci jamono ji nag dafa gën a tar ñàkkum ndox mi en tout cas autorités yi war nañoo bàyyi xel ñaari mbir bi ci njëkk mooy yombuk ndox mi ñaareel bi mooy qualité ndox mi qualité ndox léeg-léeg di nga gis ñu am ndox boo xamante ne boo ubbee robinet bi liy njëkk ñëw day xonk léeg-léeg liy njëkk ñëw day weex tàll mel ni lu ñu sotti ndoxu comme boo naanee soow ba pare ba kii raxasit bi ni muy mel noonu la ndox mi di mel en tout cas nit ak ndox moom dañoo war a ànd wa ja'alna min al maa'i kulla shay'in hayy kon bu ko doomu aadama di ñàkk rek dundam dafay am li nga xamante ne mooy jafe-jafe parce que yàlla moo dogal ci ni mu tëralee àdduna que ne ndox ak li nga xamante ne mooy doomu aadama faaw ñuy ànd kon ñu ngi ñaax autorité jonte ne joxe nañ mi-juillet mais ñaari mbir yooyu ndox mi na ñëw mais bu ñëwee tamit qualité ndox mi na doon loo xamante ne lu ñuy jàppandal askan bi. jërëjëf Oustaz Mouhamed loolu am na solo Seyda Fatima. gis nga élément bi sa turandoo def. ci Lo Fatima Lo. lan nga ciy jàngal. waaw mu nekk lu doy waar comme li ñuy wax rek l'eau est vitale. nit mënul dund sans pour autant am ndox te man dafa am benn question bu may posé bi ma juddoo ba tey ay robinet dafa tëj toog nañ lu yàgg amuñu ndox loolu dama ko yàgg dégg et puis je me demande ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon di jiite réew mi boobu ba tey lan lañ nekkoon doon def te gis nañu ne ndox dafa nekk lu am solo si dundu nit comme li ñuy wax rek lépp li nga xamante ne dañ ko fay teg rek da ngay xool lan mooy priorité nga def ko te xam nañu ne ndox priorité la. donc man tey ñu nekk ci 21e siècle ngay déggaat lii mu lay yóbbu ay lu weesu 1960 donc dafa nekk li nga xamante ne lu doy waar pour man si jamono jii nii war nañu wax yeneen problème xool yeneen solution yoo xamante dina mën a saafara loolu que ci ay problème mu ndox yi xoolal jigéen ñi rek ndeysaan dañoo sonn yeewu 6 heures du matin man de ku ma ko bëggoon def loolu defe naa ne journée bi du ma ko yeggali hôpital la may fekk parce que non dafa nekk lu métti. oustaz mais léeg-léeg sax 4 heures du matin boo yeewul waaw 4 heures du matin xool imaginer loolu noonu 4 heures du matin nga yeewu jugee nag koñ ba koñ dem pour uti ndox bu fekkee ne yow sa doole mayu ko da ngaa tuuti ni Fatima wala yow say njaboot dañoo ay kii lañ muumin comme ni ñu koy waxee léegi yow da ngay obligé non seulement dem rooti mais aussi génnee sa poche pour mën a fay saret pour mu yóbbul la ndox bi ba sa kër donc loolu mu nekk lu doy waar xanaa rek ñu espérer ministre hydraulique bi lu mu wax fii ak fan yu néew affaire yi dina tane mais man bëgguma mu tane dafa war a nekk solution boo xamante ne dootuñu ko déggati ndox dafa nekk loo xamante ne priorité la donc dañoo war a xool ay solution yoo xam dinañu permettre dañ koy saafara à tout jamais ba nga xam ne dootuñu ko wax même bu fekkee ne problème dafay am sax dafay fekk mu nekk benn 2 jours wala benn jour mais ay diir bu bëree bëri nga toog amoo ndox mu nekk lu doy waar fi may daanalee rek mooy lu jëm ci qualité ndox bi même robinet bi nii sax boo ko tijjee di nga gis ne ça va dafa weex mais boo jëlee coton nga teg ko ci kaw jël récipient bi teg ko ci suuf boo defee nii coton bi da ngay gis mu ñuul kukk donc mu nekk lu doy waar même li ñuy naan sax moom mooy loolu am na ñu bëri aussi ñuy wax ne boo gisee jàngoro yu bëri ñi am aussi amaana na fa la jógee donc nit ñi nañu gën a vigilant daal waaw te autorités yi ñu dimbali ñu si jërëjëf am na solo laay pay gis nga élément bi mais camion yi ñuy indi di ci def ndox xanaa solution la ba keroog ndox di jàppandi di ko jàppandalal waa Parcelles ak yeneen gox yi ñàkk ndox. début de solution la mais du solution actuellement dañuy wax ne dañu nekk ci phase plan Sénégal émergent te mënuñu toll fii ndox mooy le minimum vital ba dara amulee sax nit ñi dañ daan gas teen pour am ndox. donc c'est le minimum vital tey jii nii boo demee ba loolu nga xam ne da nga ko war a am mu nekk obligation ci yow pour nga am ko mu jafe la
donc problème am na mais problème qualité bi Fatima daf ko wax léegi man ak dama dem ba mënatuma naan ndox bu ñu def ci bidon wala bouteille parce que qualité bi ça reste à désirer léegi liy dalal sa xel mooy au moins nga dem ci robinet bi tubb rek naan directement sinon tey ñëpp ils sont obligés mënuñu ko de mais ils sont obligés di jënd ndox yi nekk ci bouteille yi wala ci sachet yi et ça devient très cher deuxième problème bi mooy problème mu facture yi man mënuma concevoir lu doy ni Sénégal actuellement fi ñu toll plus de 4 mois ñu am problème ndox parce que c'est avant koor gi la woon doo am ne serait-ce que ay 1 heure wala 2 heures de ndox te boo xoolee on est un pays boo xam ne dañ nous sommes à 80% ou 90% des croyants des musulmans nga xam ne jullit bi lépp lu muy def ci ndox la day jàpp day sangu day julli loolu lépp dafay soxla ndox munoo am ndox boo lekk ndox boo naan munoo am ndox boo fóotee munoo am ndox boo sangoo kon ça devient très compliqué ma yaakaar ne problème bi dafa war a nekk loo xam ne dañu war a nekk cash parce que service des eaux bi fi nekk aussi service la boo xam ne dafay jaay ndox bi ñu koy jënd ku fayul sa facture ñu tëj la donc ñoom aussi am nañ obligation comme marché bi ñoom ñoo yori monopole marché bi am nañ obligation wu def benn point de presse wax ak nit ñi askan bi ne leen lii moo am lii mooy problème bi mais aussi bu ñu lay indil ndox ñu xam ban qualité ndox lañ lay indil oustaz Mactar yaa ngi koy wax mais ndoxu camion citerne yi certes dinañ la jox ndox mais boo gisee niñ koy joxee ak manière bi ñu koy distribuer wallahi al azim doo ko naan parce que la qualité reste à désirer ba pare beneen coût aussi daf si am gis nga ki am facture 13 000 wala 20 000 mu tëgg ko bu waree chaque jour mu dem di jëndi ji ndox même bu ñu koy may mu war a fay 2000 ku ko transporter non kooku indil nga ko beneen problème supplémentaire parce que 2000 boo xam peut-être mënoon na ko xaj feneen si jabootam mi donc tey jii nii suñu dirigeants yi dañu war a taxaw si loolu ndox bi problème la mais même fii ñu toll nii ñaata foyer ñoom ñooy éclairé wu à la bougie pour ñu am minimum vital yi mënuñu ko am donc man maa ngi si doon wax te xam naa ne dinañ def benn émission bu mag si loolu ñu xool métier wu ndox wi ak problème wu ndox bi lan la pour ñu mën a expliquer nit ñi xam vraiment fan la problème bi nekk mais fu mu toll nii ñu wax ko wala ñu bañ ko wax si ñëpp la metti si ñëpp la metti jërëjëf ci ñëpp la metti Laye Paye ñu ngi lay jaajëfal ci jàngat bi Baye Mamadou démb teen lañ daan am léegi nag dañoo jógee ci teen ñëw ci robinet teen ak sayaan ak i sayaan léegi nan ngay jàngatee Ndakaaroo ak ñàkkum ndox mi rawatina si élément bi ci parcelle ak li ko wër imaam kontaan naa si loolu wax li nga ko waxee rek démb da nga teen la ñu amoon suñu yaay yi daan root nga la nga sayaan yi da nga daan dem rek ëf rek sëgg naan te sa dara du la dal sa organisme ndax yàlla moom moo yore doomu aadama moom mooy sax mais nag problème bi mooy dañoo dem ba avec l'évolution loo tàmmal sa organisme rek moom mooy yooyu léegi comme ni mu ko waxee fi mu nekk man miy wax ak yow dama naa bitim réew nga xaw fa yàgg mënumaa naan ndox mi ki ren moom ngay bëgg a rey sama soxna sax daf may mere bitee 1000 francs yi tia dafa am évolution dafa am léegi àll bi yëpp ay kër la léegi nit ñi yokk nañu kër yi bare nañu fu amul woon kër am na kër léegi kàr kii léegi nag gouvernement bi si boppam tuyau yi daan yóbbu ndox léegi rek yu ndaw la woon man si agence Senelec laa dama xam naa si dara courant bu daan coupé mun na daan saaga fekk ñu am délestage am benn machine bu paan ñuy ne si di kër yi pour mu tàkk mais lu nekk lañ daan dégg te pourtant ñun ñu ngi rayante guddeeg bëccëg du ñu nelaw pour délestage lan moo ko délesté parce que ñu bari dañoo jekki-jekki rek fay seeni lampe bu ñu fayee seeni lampe nag moteur bi daan defar courant bu bari daan ni defalatuma ndax moteur bi day defar ni muy defar courant juste c'est lay kii wàññi bu ëppee mu ni defaratuma bu néewee mu ni defaratuma mooy délestage da nga war a defar juste la quantité de courant que l'on utilise ni plus ni moins loolu ci courant bi tamit mën na gaar ci ndox mi courant bi nag loolu mun dal si courant nag moo am si ndox mi nag léegi moom
amul loolu mais problème bi mooy ndax ñoom am na ay château d'eau am ay kii mais nag collecteurs yi daan yóbbu ndox mi ñoo tuuti woon ba léegi da nga koy yokk boo gisee oto yi léegi nag liggéey boobu nag bala dafa am ay diir il faut ñu mën a arrêter collecteurs yu jëkk ya def yu bees yi yu mag yi diggante boobu nag pression bi day chuter ñee doon mën a am ndox te première vague bii ñëw it collecteur bi nu dindi li jëkk a ñëw day xonq day ñuul ndax li ne woon si tuyau yi salte yi yëpp lay yóbbaale yaa bi yooyu yëpp communication la war a ne ñàkk déggoo amul ñàkk waxtaan moo am il faut am benn période boo xam ni il faut que ña fa dëkk xaw a muñ tuuti ñu wax ak nit ñi dëgg-dëgg moo tax gis nga coupure yi bu amee rek toujours ministre bi yore affaire ndox yi day tukki parce que xam na ni parce que 1 mois wala 2 mois dina am ay tolof si affaire ndox ndax période boobu war nañu dindi collecteurs yi yu ndaw yi si ne woon def si yeneen collecteurs yu mag war nañu dindi pompe yu ndaw yi si ne woon def si yeneen pompe yu mag avec ndax seen appareil électrique yi si war a ne bokkul ak yi fi ne woon ndax comme ni ko waxee plan émergence bi nu nekk dañu bëgg nag léegi avancé développé d'accord développement diggante boobu nag ñi léegi nag muñ googu nag muñ dana ci am daal mais dañoo war a waxtaan ak population wax na tënk na lépp ci communication macha allah jërëjëf ñu sant ko bu baax di ko gërëm tënk na lépp ci communication mooy ki xamul nga xamal ko ndox mi Oustaz Mouhamed doon wax lii tilim nga xamal leen li moo tax muy tilim ñii li tax amuñu dañuy changé nit ñi bu ñu xamee danañ mën a muñ waaye toog ñàkk ndox te joxuñ la xibaar li tax amoo ndox yi tamit day métti nes kiis ñu dellu si balaa ñoo dugg si ci sunu thème incha allah jërëjëf mbokk yi seetaan émission Ndenkaane di nuyuwaat Seyda Zeynab di ko ñaanal mu dellusiwaat ci 16e bi ak jàmm ndax man naayib rek laa moom mooy imaamu ratib ji naayib nag moom day bëri gàkk su ko defee moom mooy imaamu ratib bi balaa yàgg mu dellusiwaat ci plateau bi incha allahu taala di ko diriger. tey nag yëkkati nañ thème bu rëy thème bu am solo boo xam ne nii waxtaane ko defar na àdduna mooy kàddu dañu seetlu ñu bari léegi ci Sénégal fonkatul seen kàddu dañuy wax li ñu wax dañ naan la danaa def duñu def dañ naan la duma def dañuy diggee duñu def loolu yëpp ñu boole ko tënk ko ci lu tax nit ñi léegi fonkatuñu seen kàddu ñu ànd ceeg ñiñ ci baaxoo doon àndal muy waa équipe bu Ndenkaane waaye ñu dalal fi tey sunu baay ji di mag nga xam ne fekke na démb fekke tey mu jàngatal nu lan moo tax léegi nit ñi fonkatuñu kàddu Baye Mamadou Gaye Samb kàddu lu tax nit ñi fonkatuñ ko léegi oustaz loolu ndeysaan yaa may fàttali sama góor gu baax gi sëñ Alla Cissé sëñ Jaareem mu ne ma Samb yett yi amatu fi ma ne ko lan ana yett yi mu ne ma jom ji ngor gi kóllëre gi ma ne ko waaw sëñ Alla lu tax loolu mu ne ma ndax nit ñi amatuñu kàddu mag ñi war a wax ñoo waxatul wax jooy na ñu ne ko lu tax ngay jooy mu ni dañ maa wax te sama wax jotagul dañ maa wax fu ma war a waxee kàddu nag ñu am jom ngor dëgg ñoo koy def Lat Joor Ngoone Latiir Jóob bu dee deqale kàddoo ma ko rey sëñ Tuubaa nee na ko toogal ma jox la lu ëpp Kayoor mu ne ko Mbàkke wax naa ba pare mun waa dellu ginnaaw nee naa woon raay bi du jaar si Kayoor fonk sa kàddu dafa am solo mu ne wax naa ba pare waaw wax naa ba pare ni raay bi du jaar biir Kayoor kon ci ceddo gi sax dañoo fonk kàddu ceddo moo gën a fonk kàddu fii ceddo boobu ngay ñuy wax du noonu ay jullit te kàddu la ñu gën a fonk ku séq ak moom doo dellu mu ko ginnaaw bu sin ku ma doo feen fa def sa borom ndar ban ko waxee ne loo xam si seen Tuubaa mun la
jàngal xuraan jàngale ko rek laa xam sëñ bii de sëñ bi Mouhamadou Mbacke mi ii di jàngal xuraan jàngale ko rek laa ko xama waaw man jor ku man bul suñ ku ma doo fen fanwet maa ko wax teddo la du bokkunu diine mais li mu gis dëgg la dëgg dafa foor Imam Mohamed dëgg foor waaye dëgg xanaa xamoo bukki benn yoon la ma sa taseeg béy te lekku ko dëgg tax mu wax ko bukki ni béy wax ma ñetti dëgg ma duma la lekk béy ni ko bu ma xamoon ni ma jaare fii dajeg yow du ma fi jaar soo ma bàyyeet ma dem kër ga bu ma nee tase naa bukki lekku ma kenn du ko gëm bukki xam naa ni xiifoon boo xiifoon doo taxaw fi naan ma la wax ma ñetti dëgg du ma la lekk bukki ni ko wax nga dëgg ñetti yëpp dëgg la demal keroog la bukki ma sedd seeg béy te lekku ko dëgg foor Imaam te bukki lu tax lekk ko mooy dafa fonk kàddoom ndax newoon na ko ba mu waxee ñetti dëgg bu ngoog te bukki nag ni ko daf fonk naa sama kàddu waxoon naa la boo ma waxee ñetti dëgg dana du ma la lekk waaw mais demal mu béy di dem mu xool kon wante nag tey su ma fonk sama kàddu rek demal mais kon bu ma fonk loon sama kàddu danaa la dab sax fàdd la fonk kàddu dafa am solo Imaam loolu nag moom moo fi amatul léegi lu tax amatul jikko yi kenn yaratul kenn yiiratul kenn jombatul kenn jéematul kenn woyeetul sunu njaboot kenn sàmmatul ay naxaate rek Imaam képp kuy woote mbooloo ñett rekk la ngir defar leen ngir yàq leen wala ngir jariñoo leen te moo fi bari si réew mi nit ki nag yaa war a xool kay woote mbooloo ngir defar leen kàddu amatul boo waxee ñu naan ay waxeet ak ay sunu maan yi xamuñu woon loolu sunu baay waajur yi buñ masaana wax dana wax naa ba pare dootuma dellu ginnaaw buñ la diggee jeex na diw de lu mu def lu mu la wax def ko sama baay loolu la ma daan wax Mamadou nit ki da war a fonk kàddoom na kàddoom bu mu ko moom bu mu moom kàddoom na ko kàddoom moom ndax boo moomee sa kàddu mën nga jékki-jékki ni ko bàyyi naa mais sa kàddu bu la moomee doo ko mën a jël moo tax boo waxee kàddu moo la war a moom mais yow waroo moom kàddu ka wax naa ba pare déedéet kon kàddu googu moo la war a moom kàddu gee la war a yilif mais waroo yilif sa kàddu très bien kàddu gee la war a yilif ndax mënatoo dellu mais boo yilifee kàddu gi bu la neexee nga xëy génnaat ci mooy waxeet gi loolu nag moo fi am si réew mi yàq si nag askan wi xale yi ndaw yeet bu nu màggee roy si lu mel noonu li Platon waxoon rek moo fi amaat bu doon dullit ma ni wàllu yu la lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants lorsque les pères ne tiennent plus compte de leurs paroles lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter lorsque les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne c'est le début de la tyrannie loolay lan xale yi nee na xale yi bu ñu fonkatul seen i waajur yi bu nee xale sama doom ji mënatul mu ko dara daf maa të jàngalekat yi bu nu gisee xale yi di ragal xale yi di leen sax doxaan jeunes yi léegi boo xam ñu ne loi yeeg ay règlement yi faale wuñu ko mooy di xale yi def lay association yi amul loi bi te man faale wuñu loi bi faale wuñu règlement yi te assemblée kenn du fi def lii tey police gendarmerie kenn jàpp naa mais dara def faale tuñu dara c'est en toute jeunesse c'est en toute beauté le début de la tyrannie moom foofu nag la yàqute commencé nag ndax xale yi dégg am dootul kii d'accord te quand le passé n'est plus l'avenir l'esprit est dans les ténèbres te démb nag bu dul leeral léegi ji askan wi mais àddina yàqu na d'accord ndax te démb ñoom maam la tey ñun la ëllëg suñuy doom la kon nag nanu xoolaat askan wi xool xale yi fonkaat kàddu voilà suñu bàyyu tey yii nag ñoo yàq lépp d'accord danañ ci ñëw
jërëjëf Samb ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ci lim ñu fàttali ci kàddu démb wan ñu sax ne ceddo ga dañoo fonkoon kàddu muy la am solo soxna Fatima nit dafay am kàddu mooy tiituru thème bi tey importance su kàddu ci nit lan la ak lu tax léegi fonkatuñu kàddu waaw mu nekk laaj bu am solo déjà di rafetlu intervention tonton Samb mu nekk lu am solo xam nga bu fekkee ne amoo kàddu yaa ngi def lu dangereux mais da nga koo xamul benn bi mooy lan dootoo amati valeur sa valeur ci boppam sa niveau de valeur dafay wàcc carrément ak li ñuy wax crédit dootoo crédible dootoo fiable parce que dañuy xam ne kii kat su ma jëfalanteeg moom après loolu noonu du sotti da nga xam ne kii boo engagé wu ak moom xam nga ne loolu noonu du dem fenn donc xam nga valeur crédibilité ak li nga xam ne mooy fiabilité loolu noonu boo ko pertee kon yow doo mën a dem fu sori parce que ala kulli ali di nga soxla nit pour say mbir mën a dox donc mu nekk li nga xamante ne lu dangereux la et que nit ñi ñu ngi koy foowee xam nga dama mës a interviewé benn sociologue mu ne ma gis nga société nu muy waxee mu ne ma noonu lay doxee mu ne ma société boo ko déggee nu muy waxee rek xamal ne noonu lay doxee jamono ji lan moo xew dóor marto si boppam xam nga nit ko loo booy wax dóor marto ça veut dire que yow la ngay wax doo ko def ak li nga xamante ne moom mooy da ngay jéem a naxante rek ba jàll kon ça veut dire que yow yaa ngi jéem a wax loo xamante ne doo ko def tamit loo xamante waaw mooy tuur lëndam donc loolu mu nekk li nga xamante ne lu doy waar la te li ci gën a doyati waar mooy génération bii nga xamante ne ñoom xamuñu woon la am démba xam nga sax peut-être ay ñoom tonton Samb xamoon nañ la amoon démb ba ñooñu même sax tey bu fekkee jamono changé na ñoom dinañ mën a sax am lu leen mën a retenir wala lu ñu mën a jàpp démb mais ñi nga xamante ne tey dañoo juddu fekk fi mbir mi di demee lii ñoom dañ naan ñun lii la ñu xam ba pare gis nga dégg naa dañ ma nettali ñu ne bu njëkkaan comme ni nga ko waxee ñoom dañoo fonkoon kàddu boobu noonu ñu bëri da nga daan jomma def dara gis nga ñooñu li ñu doon jomma def démb tey boo ko defee dañ lay ree tey la nga doon jomba def démba tey boo ko defee dañ lay reetaan wala nga am ci ay fans club buzz waaw buzz nga fi am léegi moom moo xew léegi da ngay gis ne nit daf fiy def lu ne weng comme ni ñu koy waxee nit daf fiy def lu ne weng mu nag populaire ci ba pare nag fier ci xam nga bu njëkkaan am na loo xam ne boo ko defee da ngay gàddaay ngay def génn dëkk bi mu jaral la say mbokk dootuñu la tegati bët léegi nag say mbokk ñoom ñoo lay njëkk fat ak ñeneen ñoo xamante ne dañuy développer même idéologie que yow nag may la doole nag yow nag nga diriger nag jamono jii nii loolu moom moo xew dana am laaj bu ma la laaj balaa ngaa gën a développer pour ñu dugg ci société bi sa moroomu jigéen ñu bari xale yu jigéen dañuy jox kàddu góor ci ne ko pare nañu pour sëyal ko pare gis góor gu ko gën a am ñu teggi seen kàddu loolu mi ngi fi loolu tamit loo ciy wax comme vice versa rek vice versa la de. non sa jigéen ñi côté bu ma ñëwal vice versa bi. waaw loolu laa lay wax question directe laa la posé. waaw dama ne sa moromu jigéen ñu bari. da ngay toog joxe kàddu góor. muy liggéey di dajale pour takk la. léeg-léeg sax benn waay bitim réew lay jógee indaale ay millions. loolu dëgg nga xëy di lay naan lii laa ba génnaat ci. xam nga léegi ñëwuñu rek ñu ne damay ñëw rek tooñ léegi fayante moo am fayante. c'est parce que nit ki dafa recevoir moo tax muy fayu. xam nga nit bu la nee damay fayu rek c'est parce que dañ ko koo def ku jigéen kooku noonu di def loolu en général boo xoolee ba ci biir du ma nee ñëpp nag mais majorité bi en tout cas dinañ la nee man ci côté amour par exemple dund naa ci loo xamante ne jàppoon naa xale bu góor bi wax na ma ay projet mais ndekete yoo daf ma doon nax di nga gis jigéen yu bëri yu la nettali comme quoi que ñoom dañoo dund ay trahison léegi trahison boobu noonu ñu dund moom mooy taxati dootuñu amati confiance ci kenn. ba ci boo joxee sa kàddu boo joxee sa kàddu xam nga lu ñu lay wax. photocopie laay joxe gis nga loolu terme bu bees la dañ la naan sax buñ lay boo amee waaju bees dañ lay sax digal nee la non bul ñëw rek joxe da ngay dugal tànk bàyyi yaram ci biti boo gisee ne affaire bi wax ji mu ngi méngoog jëf bi. dañ la naan wax ji bu fekkee mu ngi méngoog jëf bi nga xaw a dugal
ba ci ndigg bi bu fekkee ne mu ngi continuer nag ngay doog a dugal complètement donc da nga koy gis ci jigéen ñi mooy mu ngi am xaalis di ko joxe. waaw mu ngi même pas loolu sax pas ci côté xaalis mais daal wax ji mi ngi méngoog jëf bi ak lu mu mënti mën demee. ba ci projet mariage ba ci projet mariage gis nga yow yaa ngi wax jigéen ñi góor ñi gis nga même jigéen ñi si boppam nu ñuy gisee ne man vraiment jóge naa sama kër dama bëgg a nekk ci condition yu baax te et que su ma sañoon jëkkër bi may am dafay am xaalis am oto am tout mais góor ñi tamit noonu ñoom tamit la ñuy defee seen choix. su ma sañoon damay am jigéen bi nga xam ne vraiment dafay liggéey elle est indépendante financièrement affaire yi calcul la ci côté yëpp. non Fatima da ngay daw question bi. question bi ne amul wiiri wiiri. dama la wax ne la société bi am na xale yu góor yi. jigéen ñi lu ñu topp noonu def ko tey jii loolu lañ dund. waaw jigéen ñi lu ñu topp noonu def ko jigéen ñu bari dañ leen a trahir. waaw dañ leen joxoon nañ leen seen kaddu. waaw yaay ji joxe kaddu papa ji joxe kaddu. nga xëy bëgg a takk xëy rek ñu ne la indi ay daada ndaw si di ut ay lay. ba xëyaat génn ci te moo la waxoon waaw. kaddu la ñuy wax kaddu. waaw kaddu loolu laa lay wax kaddu pour sëy góor. loolu laa lay wax kaddu boobu noonu jigéen bi tëbul tëb rek def ko mais fayantoo lay nekk xam nga loolu noonu déjà nit ki du la def lu metti yow tamit nga ne da nga koy fay yow tamit da nga koy def lu gën a raw lu mu la def xam nga loolu noonu ça ne se fait pas mais pour te dire rek pour yow nga mën a amaana na am sa xol. nga bañ a defati sacrifice moom mooy waral nga def benn choix boo xamante ne même bu arrangé wul ñëpp yow da nga naan sama yoon nekku si mais l'essentiel que man def naa li nga xamante ne moom moo war mais loolu noonu yëpp dafa lay yóbbuwaat rek si jikko yi yàqu yi que ça soit jigéen bi que ça soit li nga xamante ne moom mooy góor bi nit da nga war a respecter sa kàddu mais aussi nga sincère parce que nag sincérité bu amul ala kuliali di nga conséquence dina ñëw parce que loo xamante ne maslaa la loo xamante ne du dëgg loo xamante ne da nga koy wax ba pare et puis doo ko def ala kuliali yow di nga dund li nga xamante ne moom mooy conséquences yi beneen bi fi ma bëggoon daanalee rek oustaz xam nga Toto Samb wax na benn melokaanu bukki boo xamante ne dafa wax ne bëy wax ma ñetti dëgg mais aussi man dañ ma raconté benn melokaanu bukki boo xamante ne moom deful li nga xamante dafa war xam nga dañ lay raconter entre bukki ak lëg chaque fois dañ la naan lëg mooy gagné mais nettali nañ ma boo xamante ne bukki ci boppam moom moo gagné loolu di wan ne nit ñi léegi dañuy jëfu bukki maanaam ñàkk respecté seen kàddu dañuy jëfu bukki bi ma leen di nettali nii lëg dafa ne bukki saga mën a xew yëpp dañoo xiif léegi nañu dem rëbbi bu ñu demee rëbbi su ma la nee mën a rek sa pistolet bi xamal ne da nga koy jël nga féetalee ko feneen ñu ne waa ok ñuy rëbb di rëbb lëg daal di gis bukki tiimali ko pistolet bi bukki daal di ko ne mën a xam nga mu ne waa ok ñuy dem di dem ba benn moment bukki jël pistolet bi daal di gis lëg lig ne ko waa xanaa gisoo ma mën a mu ne ko mën a laa doon seet tël daal di koy rey donc ñàkk sàmm sa kàddu boobu waa ci liñ ma nettal loolu di wane ne rek nit ñi léegi jëfatuñu yëfu nit mais yëfu bukki la ñuy jëfee d'accord jërëjëf Fatima ñu sant ko gërëm ko xam naa moom féministe gi ba léegi mi ngi feeñ ci kàddoom waaye dese naa yeneen question pour yéen jigéen ñi danaa ci ñëwaat lay fay fonk kàddu question bi ma jox Fatima dama lay jox bu ko jege après nag nga gën ko yaatal tey jigéen ñu bari ñu ngi seetaan dénkaane dañu am déception te li tax ñu am déception mooy góor gu leen diggoon takk te ni nga ko diggee caaro yi noonu nga ko diggee Kër Masaar digge takk Malika ñëw Kastoor digge fi koo dajee laaj ko numéroom wax ak moom ne ko yow lay takk ba góor gu ñëw jigéen jooju dàq la ngir Maxtaar Saar may takk Maxtaar Saar xëy mel ne du moom wala mu takk keneen génn ca juróom-ñeenti jigéen seen yaakaar tas loolu sa moroomu góor ñi ñu ngi koy def loolu lan nga koy jàngatee ak thème bi muy kàddu xamuñu rôle kàddu parce que c'est la parole donnée xam nga dañu ne oustaz dige bor la ñàkk def war la ki nga xam ne da ngeen waxtaan ba juboo lu doy ni projet de mariage ngeen séq ko parce que ndax su ma la takkee di nga ma sëyal nga ne ko yow rek laay xaar yónnil say waajur foofu ku si nekk joxe nga sa kàddu donc muy ku góor ki comme ku jigéen ki ku si nekk dafa war a respecter kàddoom mu am lu ma xam luñ may yàgg di wax mu ne góor buum du ko yeew kàddoo ma koy yeew ñun tey jii nii dañuy café di wax di wàcc maanaam foo lañ ko def alors que c'est très grave Fatima daf ko wax si ay début waxam propos crédibilité nit foofu nga koy xamee fiabilité nit foofu nga koy xamee
am na ñoo xam ne oustaz Mactar luñ la wax suñ la nee diw moo ko wax doon du ñu chercher sax à comprendre parce que dañ naan kooku lu mu wax lu am la dëgg la mais am na ñoo xam ne lu ñu wax ça reste à désirer du ma ne dëgg la am du ma ne du dëgg mais li ñuy wax muy méngoox seen wax bëri na mais ma yaakaar ne ñun ñi dañu xamul lan mooy kàddu parce que kàddu mooy li nga xam ne fa lañ mën a nattee nit ki parce que nit ki fi nga koy nattee mooy si wàllu liggéeyam si wàllu jëfam si wàllu àddunaam lan lay séqeex nit ñi te boo séqeex nit di ngeen am waxtaan bi nag mooy nañu teg benn projet boobu dëgg la naam mën ngeen dem ba si biir sax mu am ay xët-xët maanaam demul mais amal yow volonté gis nga boo amee tey projet nga wax kàddu nit ki amal volonté wu li nga bëgg nga mën ko def yàlla rek moo am mbaxaaba lu mu wax def ko mais yow amal volonté wu def ko nanga ko nar nanga ko nar mais sa morom yu bari nag duñ ko nar de duñ ko nar te foofu lay ñëw parce que dañuy def lu fukki jigéen nga ne leen danaa leen takk xam nga ne mënoo takkandoo fukki jigéen te kooku est-ce que narul wor nar kooku ba mu naree war si ku njëkk sax la naree war parce que ku njëkk ba muy ñëw wax moom parewul woon pour takk ko mais daf ko gëmal takk bu ñu delloo si ginnaaw oustaz Mohamed am na lu mu wax mu nekk lu garaaw chaque jour dama siy réfléchir dafa ne namm la wax namm naa la ku mu nammul te ñun tey jii dafa bëri si ñun sa téléphone day sonné nit ki woo ko nga ne ko namm naa la pourtant ki nga am numéro namm nga ko mënoon nga ko woo gëj naa la gis namm naa la bokkul namm naa la ça veut dire que maa ngi lay xalaat mais tey jii nii loolu la ñuy café namm naa la gëj naa la gis ba pare dajale nag des personnes yoo xam ne li nga wax non seulement du kàddu sax mais da ngay tardeel nit ki parce que boo jëlee Fatima Mami Diop Mayte keneen ñëpp ku si nekk nga ne ko xaar ma fu mu toll nii sama yéene si yow bu yeggee soxna laa la bëgg a def ku si nekk di xaar am na ñeneen ñuy ñëw si ginnaaw mais ñoom dina si am ñaar wala ñett ñoo xam ne ay góor lañ boo leen waxee ñu ne leen man de sama kàddu jiitu na ma mais comme nu mu amee si ku góor ki noonu la amee si ku jigéen ki peut-être si biir nit ñooñu dina am koo xam ne dinañ ko jël soxna mais mën na sax jooñu ñu jox seen kàddu ñëpp duñ si jël kenn soxna keneen mooy jógee feneen war leen fayda c'est pas parce que nag keneen ki daf leen woon fayda que ñi fi nekk amuñu fayda mais keneen ki peut-être yàlla diggante boobu noonu la wax may taxawaat foofu di wax ne kàddu gis nga oustaz dañu war a am même bu ñu amee intention te mënuñu ko matal nañu am le courage de nos idées le courage de nos idées mooy nit ki de ma ne la lii ak lii maa la ko waxoon lii ak lii maa la ko diggoon mais yàlla def na ne li ma diggee woon ak li ma wax lii laa bëggoon mais yàlla def na ne lii de mënul am lii moo am nit ki au moins dina ne la personne elle est honnête mais tey jii nii bëri na si ñun te du foofu rek de kàddu gi du si relation rek même si wàllu liggéey daf siy am waaw moom laa la bëggoon laaj kàddoog signature ndax dañuy duggante ndax da nga wax ak gor ngeen bokk signé dara nga pare teggi ko loolu ndax ci fonk kàddu lay dugg wala ñàkk koo fonk loolu ñàkk fonk kàddu la parce que li tax ñàkk fonk kàddu tey jii nii damay wax parce que nit ki li nga xam ngay wax li si bëri si entreprise yi bu ñu lay jël en entretien léegi-léegi dinañ la ñëw proposer salaire boo xam ne du la arrangé ngeen waxtaan ñu ne la léegi li ñuy def mooy dañ lay jox lii mais fi wax si kanam nga ñu dawal ñu xool lan la ñuy kii ñu xool li ñu la tegal dawal boobu nit dawal na si entreprise 10 ans ba dem retraite ba tey situation am revoir ñu alors que yow kàddu googu noonu muy delluwaat ci kilifa yi fonkul seen kàddu kilifa yi fonkul seen kàddu di exploiter ñi nga xam ne ñoo leen di liggéeyal di exploiter ñi leen di liggéeyal te dañ nag nit ki balaa ñaqama sedd war nga ko fay li nga ko amee mais aussi ki nga xam ne moom it day liggéey kàddoom daf siy joué li tax kàddoom daf siy joué nit daf lay jox benn liggéey ne la defal ma lii ak lii boo paree ma fay la lii mais si biir liggéey boobu da nga siy njuuj njaaj bu dee liggéeyu heure la si biir heure yi di nga si taxawaalu di nga si def lu ne maanaam yow di nga ñëw mais tu n'es pas productif te bëri na si foofu du ma wax sax si administration yi mais ñi nga xam ne dañuy liggéey nekk ay manœuvre nga leen di fay wala dara dañuy waxaaleex yow liggéey tooyal sa suuf tooyal sa ciment dem ba liggéey bi si digg liggéey bi ne la lii bokkul woon si liggéey bi te yow xam nga ñoom xam nañ ne lii si liggéey bi la bokkoon mais problème bi mooy mënatoo dellu wuti keneen ils sont obligés de le faire jàpp nañ la si buum foofu noonu ñoom fonkatuñu seen kàddu donc tey jii nii dañu war a delluwaat si moral loolu moral bi nag mooy yar gis nga ba nga nekkee xale dañ la daan wax naan góor day am lu mu jomb góor dafa am lu mu moom góor dafa am lu muy def nit ki
ñi ngi café loo xam ne tey jii dama gëm ne moom mooy indi wax yi nga xam ne ñuy wax di wàcc mooy di kafanto ay fenantu yu ndaw di kafanto di nettali dama doon fo dama lay nax xale waroo ko jàngal ndax oustaz Mohamed wax na ko nee na benn kilifa dafa amoon ko ñëwoon di ko seet ba mu ñëwee di ko seet gis dajeex papaam ba mu dajeex papaam mu ne ko ah man de Fatima laa doon seet Fatima mi ngi koy dégg papa ji ne ko Fatima de yaakaar naa ne mi ngi tool ba pour sàmm kàddu papaam mu teg lu mu doon def génn jël yoonu tool bi parce que nee na kooku mi ngi koy seet te moom mi ngi si biir te comme papaam wax na ne mi ngi si tool ba mu ne day sàmm kàddoom dem si tool bi pour mu def ko mu njëkkoon mu jaral leen loolu suñu papa ji wax lu am solo si ceddo gi bu ñu lay jox exemple dañ la naan birima ba si benn baat ba bu waxee ren balaa moo waxaat déwén ça veut dire que ñoom kàddu daf leen jaraloon lu ne Kocc Barma bañ lay nettali ñu wax la si affaire kàddu fonk kàddu parce que dafa fonkoon yenn yi mais mu jox ko kiiwam ñu wan la ne kàddu dafa nekk loo xam ne ak tradition dafa yàgg fii si Sénégal malheureusement nag ñun dañu commencé perdre suñu valeur mais ñuy wax rek muy man di sama morom nañuy jéem a lépp loo xam ne da nga koy wax nga jéem si seet sa borom boo si seetee sa borom nga wax ko ni nga xam ne noonu la amee noonu la gën a jubee ba pare ñuy ñaan yàlla lépp loo xam ne wax nañ ko yàlla nañu yàlla di jàppale di ñu dëgëral ba ñu def ko macha allah loolu am na solo dañuy wax ne Serigne Cheikh Mbacke dañ ne ko Mbacke loo wax def ko mu ne loo wax def ko de yàlla rek ko man waaye nag du ma diggee lu mënarul maanaam loo diggee def ko mu ne loo diggee def ko de yàlla doo nga ko man waaye nag du ma diggee loo xam ne naruma ko muy firndeel loolu nga wax am na koo xam ne bi muy fasanteeg yow kóllëre gi wala ngeen di signé li mu lal ci xol bi mooy wor muy lu doy waar Oustaz Mouhamed ci wàllu diine nan la ñuy jàngee kàddu pour nit ki nga xam ne mi ngi seetaan mu xam ne ndekete diine dafa fonk lu kàddu ñàkk a fonk kàddu tamit lu diine ŋàññi la Oustaz Mouhamed waa li doomu aadama mooy kàddu sa kàddu doomu aadama nekkatul gor bu njëkk ba l'islam xam nga l'islam dafa ñëw pour libérer doomu aadama def leen ñu doon kàddu loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al mu'minu laa yakdib jullit du fen ñàkk sàmm kàddu bokk na ci benn ci màndargay naafeq yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne ayatul munafiqi thalatha ida xadatha kadaba wa ida waada axlafa wa ida tumina xaana màndargay naafeq ñett la saa bu waxee fen saa bu diggee du def la mu digge te ñàkk sàmm sa kàddu mooy nga jox nit kàddu ba pare ñàkk koo def te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci ki mu nekk jikkoy naafeq mu ngi ci yow ba keroog nga koy bàyyi mooy bi muy wax ne arbaun man kunna fiihi kaana fiihi xislatun min annifaaqi wa man kaana fiihi arbaun man kunna fiihi kaana munafiqan xaalisan wa man kaana fiihi xislatun minhunna kaana fiihi xislatun min annifaaqi xatta yadaaha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñeenti mbir a ngi nii ci ki mu nekk naafeq piir nga ku benn ci ñeent yi nekk ci yow am nga benn ci jikkoy naafeq ba keroog nga koy bàyyi bokk na ci ñeent yooyu ida waada axlafa saa bu diggee joxe kàddoom mu tegg li nga xamante ne mooy kàddu gi te xam nga yàlla subhanahu wa taala daf ñu tëkku ci alquran di wax ñiy joxe kàddu ba pare duñ ko sàmm duñ ko taxawe lima taquluuna maa laa tafaaluun lu tax ngeen di wax loo leen di def ñu mel ni yàlla dañuy jàjj fale yam mu ne loo leen dul def lima taquluuna maa laa tafaaluun lu tax ngeen di wax loo leen dul def mu mel ni yàlla daf ñuy avertir yàlla ne déedéet kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaaluun meruk yàlla rëy na fa yàlla subhanahu wa taala ci nit di wax loo xamante ne du ko def c'est-à-dire kon joxe kàddu ba pare te defoo ko dafay sabab meruk yàlla subhanahu wa taala yegg na foofu ci réew kabura maqtan yàlla moo ko wax verset la ci alquran suratu safi kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaaluun xoola verbe yi mu utilisé an taqulu maa laa tafaaluun
yàlla mer rëy na fa yàlla subhaanahu wa taala ci ngeen di wax loo leen dul def moo tax dañ mag ñi dañaa léeboon di wax ne nit kalaamuka sirrun kalaamuka asiruka maa lam tatakallam bihi fa ida takallamta bihi sirta anta asirahu loolu valeur yooyu la mag ñi doon dugal ci njaboot gi te moo di ne sa kàddu day reste di doon sa esclave fekk waxoo mais bis boo waxee yow yaay jaamu sa kàddu parce que sa kàddu da lay jaral lu nekk Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa am ab bis mooy bi ñu ubbee li nga xamante ne mooy Faris ñu jàpp Hurmuz nga xamante ne moo nekkoon seen buur buñ ko jàppee ñu indi ko ci Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñu jàpp ko parce que boobu temps ci jamono jooju buur même bu nekkul jullit am na ay qualité yu nekk ci ñoom ci wàlluk ñor ci wàlluk sàmm seeni kàddu Hurmuz biñ ko indee ci Omar yeew ko mu ne ñu war ko rey mu ne Omar ibn al-Khattab may leen ma naan Omar ne ko wallahi du ñu boole ci yow rey ak mar jox leen ko mu naan fekk yaa ngi naan kenn du la def dara waa ji téye kaas bi naanul Omar ne ko bul ragal dara du la jot naanal mu sànni kaas bi Omar ne ko lu xew mu ne yaa ma ne dara du ma jot yaa ma ne dara du ma jot Abdullah ibn Abbas ñi saxaaba yi ne ko effectivement yaa ko wax sànq ne naanal dara du la jot noonu lañ ko bàyyee mu dem est-ce que ci sàmm kàddu Omar ne comme kàddu gi mu wax ne ko dara du la jot te wax na ko ba pare est-ce que gis nga bokk na ci li nga xamante ne moom mooy liy sabab nit ñi yenn comportement yi ñu am ci biir société bi ñu am ko mooy su nit dul sàmm kàddoom dafay dem ba nit du wóolu moroomu moo fi am nag tey boo dul sàmm sa kàddu koo wax du la gëm et loolu dafa am lenn ci principe bu l'islam yu muy yàq rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngaloon loo xam ne benn valeur xam ne jullit bu nekk dafa war a nekk sa titre al muminu sadiqun musaddaqun la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al muminu sadiqun musaddaqun jullit kuy wax dëgg la te ku ñuy dëggal la moo ne saa booy wax dëgg nit ñi dañ lay dëggal dañ lay gëm mais soo joxee sa kàddu tey nga mën cee génnaat loolu gor du ko def jullit du ko def c'est-à-dire ngor mayewu ko njullite tamit mayewu ko te rax sa dolli yàlla subhaanahu wa taala daf ñu wax ci dul benn yoon ci alquran wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'ulan d'accord na ngeen firi ko waaw na ngeen sàmm li nga xamante ne mooy kóllëre buñ ko waxee saa boo dégg ñu wax kóllëre rek mooy am na kàddu gu jiitu woon boo xamante ne nit waxoon na ko wala yéen ñaar ngeen waxante ko nga gis ne mag ñi loolu la kii de baayam daa am lu ma waxante woon ak moom suuf rek pikk ak peel mooy tax dama dénkoon njabootam wala alalam waxoon na ko kàddu ne ko sama njaboot dénk naa la mu reng ci kàddu gi léegi nag jamono dafa soppeeku ñuy dem di dund te li gën a doy waar mooy bu fekkente ne dañoo dem ba ñi ñu jàppoon ne ñoom ñoo war a nekk ñiy leeral ñoom ñooy génn ci seen doxalin ci seeni kàddu waxeet maa waxoon ne waxeet ba mu commencé mu nekk benn mbir buy tas ci biir société bi si la dem ba nit ñi fonkatuñu seeni kàddu te jaam rek moo dul fonk kàddoom mais gor Serigne Touba bokk na ci li ko tax mu sànni kii bi ci géej gi mu jullee sàmm kàddoom parce que dafa bokk ci kàddoom ya mu doon wax ne mooy du tooñ c'est-à-dire man du ma tooñ loolu soo ko waxee rek kàddu gu taxaw la soo ko waxee kàddu gu taxaw la ñu ne ko yaa ne doo tooñ sa moroom doo tooñ sa boroom kon war na sàmm ñaari kàddu yooyu du tooñ boroomam du tooñ moroom kon bokk na ci lii tax nit mu mën a am ngëneem mooy mu xam ne man gor la te gor saa bu waxee kàddu nga koy def balaa ñoo ñëw ci Baye Momadou fi nga toll am na solo mais dafa am question xam naa ci tënk boo xam ne yéen ustaas yi ak sayda yi lañ koy jamee dañuy wax ne yéenay jàngale sàmm kàddu waaye léeg-léeg du ngeen sàmm seen kàddu koor gii nu bàyyee ko da ngay gis ustaas bu joxe kàddoom ci conférence gars yi wax ak moom ba juboo
mu gis beneen conférence bu ko ëpp mboole ko xaalis mu dem ca booba bàyyi conférence bale loolu tamit yéen lu ngeen ci wax wa loolu dafa feebar moom moo xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak saxaaba yi ne leen yushiku an tadubba fiikum daa'ul umam des na tuuti feebarub ñi nga xamante ne mooy ñi leen jiitu woon di rogalaat ba yegg si ci yéen gis nga sëñ Maxtaar bi ñu demee ba alkalaam kàddu nit yëkkatiwu ko lillahi subhanahu wa taala da koy yëkkati ngir koppar kon ku fay koppar rek mu wuy ji la loolu mooy feebar bi nga xamante ne malheureusement moo dal li nga xamante ne dund nañ ko ci jamono nga woo nit pour mu ñëw defal la conférence ngeen waxante ba joxante heure beeg yëpp avant heure bi nga koy woo jotatoo ko te xam nga léeg-léeg nit ñi dañuy fàtte ni technologie du fen gis nga soo defee sa téléphone mode avion ak bu fekkente ne Orange moo génnee kii bi du benn du benn ni la soo defee mode avion boo wootee ni mu lay répondre ak bu fekkente ne réseau bi ci boppam problème réseau du benn mais nit ñi bàyyi wuñ ci xel di nga gis koo xamante ne dafay def téléphone am mode avion parce que buggul ngeen jot ko léegi boo demee ba mu wóor ne ko génn mu ne amoo woon réseau certes amoo woon réseau mais yaa ko sabab seen conférencier bi léegi nu ngeen mujjee ak moom boobu yàlla na ko yàlla jéggal c'est-à-dire ñi mu daloon après suñu koñ la woon ñëwul ñu woo si ma ñëw def man maa def waxtaan man maa mujjee def waxtaan moom lañ defoon ci carte yi non moom lañ defoon ci mbaa demul ci beneen conférence rek wala wala yàlla na ko yàlla jéggal ci doy na waar loolu ci ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jàngale nga jël engagé ay conférence ci benn bis tey ñoom Makhtar Sarr ay xale la ñu nekk ci koñ bi bëgg diine bëgg lu baax engagé Makhtar Sarr pour mu defal leen conférence mu xëy gis ñoom Fatima ñoom ñoo gën a riis diryanke yi mu bàyyi ñoom Makhtar Sarr dem ci ñoom Fatima am na ku nekk ci téléphone bi mën ngeen a bokk ci waxtaan wi Cheikh Seck ñu jël ko Cheikh Seck salaamaaleykum ñu ngi jéggalu ci xaar bi yaa ngi seetaan émission bi ñu bàyyi la lan ngay indi ci thème bi njëkk maa ngi koy seetaan waaw ci wàllum kàddu moom ngeen wax maa ngi leen di ziar na di leen bàyyi xel bu baax saa su ne rek jërëjëf waaw di leen émission bi moom kàddu moom léegi dafa jafe loolu ndax adduna moo demee ne li nga xam ne nit ñi daanaka buñ la waxee allo waa ñu ngi lay dégg man nit ñi bu ñu waxee daanaka nit day ñëw wax la mbir comme ci lépp sax nit ñi nga xam ne dañu lëpp ñu lëpp la dara kàddu gañ lay jox dañ lay jox obeesu wala ñu lay laqatu boo leen woowee demee na si kàddu bi jamono bi tamit noonu la demee allo waa ñu ngi lay dégg Seck waaw ba ci mag ñi tamit dañ koy daan diggante dénkaane suñu moomu toog foofu tamit ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax waaw xarit bari dañ ne ba ca léegi dañ ne xarit bu tàmmal sa bopp la jël te loolu man la tàggu la di la jël maanaam ay wolof la allo ñu ngi koy jéggalu xam naa dafa génn mi ngi doon wax lu am solo yéen ñi seetaan it mën ngeen a bokk ci émission bi kaddu la ñuy waxtaanee kaddu baat bu gàtt la waaye baat bu làmboo àdduna ak li ci biir la Baye Mamadou Gaye Seck Samb kii sant Seck moo tax may jaawale sant yi kaddu tey dañu gis suñu mbokk politiciens yi nga xam ne ñooy jiite wala ñu bëgg a jiite léeg-léeg kaddu day nekk lu ñuy faral di ñàkk fonk booy campagne léeg-léeg li ngay wax ak boo faloo du bokk ak li ngay def lan moo tax ngay laaj di dige te boo jotee doo ko def Imam Mohamed nga wax lu am solo nit ku dul fonk sa kàddu lan nga fen kat nga dafa am benn dëkk boo xam ni ñaar nit dafa ne woon kenn ki du fonk fan kàddoom lu mu wax du ko def ba ñu tuddee ko fenkat keneen ki di wax dëgg moom fu mu dëgg rek ñu tuddee ko wax dëgg ñu tase fenkat ni ko waay yow wax dëgg yow gisal li nga sol amoo dara
man dama am xaalis am ay oto am ay kër di lekk lu neex yow yaa ngi nii sonn yaa ngi bëgg sax daanu del fen ndax nga am xaalis jamono ji boo fenul doo am xaalis kenn du la gëm boo wooye nit ñi duñ la faale ngay fen wax dëgg ni ko fenkat man de awma xaalis wante am naa dépasse te doylu naa maa ngi sant yàlla mais li wóor ba woy li may lekk ak sama njaboot lew la ma te bari le barkelee ko gën toogal fii rek bari le barkelee ko ba léegi nga dee nga naan jamono ji ma demal man daal saa maa ngi fen rek fu nekk ba ma wootee ñëpp àddina bépp ay ñëw ma fen leen wax lu ma neex bu ñu fi jógee saa ma lu ma bëgg def ko am sama xaalis jël takk samay jabar defal jëkkee demal nag foofu nga naan yaa ngi si dëgg ji rek ñu dem ba am 50 ans tasewaat sa béréb ba fenkat mu ngi yor ab bant màggetal xubb daas bi jaaw wax dëgg moom it mu ngi sol ba rafet bi jaaw daal di kii fenkat ni ko waaye kii du wax dëgg mu ne ko man a kay boo wax dëgg no da nga yaa ngi mel ni ab xale mu ne ko nu may def samay doom màgg nanu ñëpp a ngi liggéey ku si liggéey boo fayee ko bala ngaa def dara nga ñëw di ma papa sax sa wàlla ngi nii lan laa war a def ndax sa papa yow wax katu dëgg nga loolu wax rek la di def sama dëkkandoo yi koñ bi bu ma xewlee ñëppay daw ñëw diw la kooku de duñ ko tànqam du lu mu wax dëgg la namatuma dara yaa sa ginaar yaa ngi nii sama soxna yi di ma nabbee maa ngi nii gis nga namuma dara ay wax dëgg man de gis nga ma dee sax ma gënal dund sama alal yëpp sama doom yi pasaare nañu ko sàcc ko sama kër yi ñu jaay ko boo waxee ñu ne sunu papa fenkat la duñ ma laaj dara duñ ma yëgal dara su ma nit ñi bu ñuy waxtaan su ma leen jubee ñu ne noppi leen fenkat a ngoog man def nekk o ma nit ñi sama jabar yi ñëpp nee naan ma sama suñu jëkkër gi fenkat bu mag la li mu la waxoon yëpp defu si dara fay daal di bu seen i bagage dem fi mu nekk maa ngi nii célibataire sax la aw ma jabar aw ma dara samay doom yi gàddaay nanu ay waay ndax koo wax ñu ni fenkat baa ngi ay waay fen a bon ay waay dëgg réccu naa de mooy gën di wax dëgg sama du liggéey dee ko gon dëgg ni ko boo dee xam nga foo jama safara da nga sa àddina ji naqari na nga bëgg a dee dem safara an ko tuubal ña nga daan fen yëpp nga dem jéggulu leen askan yëpp nga jéggulu leen waaw tuub yàlla jéggal la nga mën a dem dee dem àjjana lëccoon nag moom rëcc na la ba tey fi mu nekk dee rek la dese te nag fi mu nekk moom béy wéy na mus mu ne ko ay waay dox dëgg réccu naa de mu ne ko mu ngoog loolu maanaam wane ne dëgg moo am mucc mais lu dul dëgg amul mucc képp voilà darajay àddina ji alalu àddina ji lanu jiital darajay àddina loolu yëpp day jeex lu coow bari selaw ni ko dandeex wan fii dara saxu fi loo gis day wëy dooley fasu naaru góor jëmmu kilifa gu mag taarub jongama ju ndaw léppay dem di wóorte wóor mooy jikko ju rafet waaye imaam yal na yàlla may jikko ju rafet waaye ndax jikko ju rafet lamboona dénk leen ma defaral leen gox bi ñu dénk la nga defaroo gox bi kooku du jikko ju rafet dénk leen ma réew mi ak réew mi mu mettee ñu jox la ko nga def lu la neex mooy li ma la wax képp koy wootee mbooloo ñett la defar leen yàq leen ngir jariñoo leen yow miy dem sa mbooloo mooma nag di woteel nit ki yaa war a xool ba xam kii daf may jariñ wala du daf may yàq wala daf may jariñoo ñu si bari loolu lay def même si diina ji ëpp sax ñu bari dañuy mbubboo l'islam bi rek pour xëcc nit ñi am mbooloo dara mais nitu dëgg nitu yàlla dëgg boo ko gisee xam ko mais ni sama sëriñ Ba Cheikh Saliou Mbacké jikkoom ju sell ja mu yor da lay jariñ te du la lor doxin bu teey wa mu yor kàddoom gu neex ga mu yor kii moo ma ne muñ te aajowoo ku ne bu ngeen gisee mu ree daal di la ree daf la si jëmmam ja jox la gareer di la berdeel ku rëy di la bégal di la ñaanal waaye sëriñ Saliou Mbacké bu ngeen gisee mu daal di ree bu la xoolee rek sëgg nga defee ni
sax dafa ruus ndax teeyam jikko yooyu nag ñu baax ñooñu fi nekkoon Alaaji Abdou Aziz da baax boo xam ne tàppee leen xol yi bëggante leen soppante leen loolu mooy imaam wax d'accord léegi kenn faaleetul kenn gëmatul kenn ñu jël ki ci téléphone bi Youssouf salaamaaleykum Youssouf ñu ngi jéggalu ci dog bi Youssouf na ngeen def ñu ngi sant bu baax yaa ngi seetaan émission bi waaw maa ngi seetaan di déglu seen ak bi mu nekk waxtaan boo xam ne waxtaan bi yaar la waxtaan bu dee dafa tëj ma xam may wax ne kàddu jàpp kàddu ak am kàddu xale mu jëlee ci way jur day nekk ci biir kër gi nekk ci biir léegi mu am gan gu nekk sa papaay seet mu wax ko nekk ma village nekk ma bu dee yaay ji tam am na koy fay am li di dikkee di jël moom mu ne diw moom yu nekk ma donc xale ci loolu ba lekk di ko soppeeku waaye soppeeku di ko jot ndax ay way juróom a nàmpatal ci loolu ñoo ko tàmmal loolu taxal ko ci moom ba mu def feele loolu mooy dëgg loolu nag erreur la moo tax seen émission bi dafa li seen solo lu ñu corrigé yéen li ñu corrigé la bare loolu dina dem ba ca biir yàgg ba ca kër jëm waaw léegi alors xal ki lay déglu alors lu wax moomam leel diw moomu nekk fa leel diw moomu nangam loo xam ne du dëgg kon xaale yi am nañu chance ñooñu ëpp chance yi ndax ñu ngi yéen lu ngi daal ngeen leen yaat leen wax leen ñu wat yoon ñun bu ñu nekkee ndaw amuñu woon lii kon ñu ngi leen di gërëm yéen ci taat bi yàlla na leen yàlla fi amiin yaa rabbi amiin jërëjëf ñu sant ko bu baax gërëm ko moom mi ngi gën a insister ci ndaw xale bi nga jàngal ko dëgg laay wax na ko ci biiri waxam xale bi jàngal ko dëgg lu am solo la formé ko ci wax dëgg ndax mooy tax mu fonk kàddu tey si suba nii soxna Fatima waaw sama doxam bi 3 ans et demi la am dama ko jëndaloon benn chaîne mais chaîne bi dafa yaatu ci moom man parfois dama koy takk léegi nag léegi ma fàtte sama chaîne man sama kër yaay ma jël chaîne am boobu takk mu ne maman lii sama chaîne la ma ne ko waa léegi abal ma ko mu ne ma ana sa bas ma ne ko dama ko fàtte dafa ma lan laa ko wax dafa réer léegi nag tey suba mu gis ma bi ma takkee chaîne mu ne ma maman yow yaa ma waxoon sa chaîne dafa réer mu ne ma yaa ma ko soo ko gisee ak benn kii mu ne yaa ma waxoon sa chaîne dafa réer mu ne maman soo ma waxatee sa chaîne dafa réer naa la dóor moom ci boppam moo ma wax loolu. te 3 ans la am waaw te 3 ans et demi la mu wax ma loolu. donc après dama def benn temps d'arrêt ma ne beneen yoon de kii lépp lu ma koy wax naa ko seetaatal ko. parce que loolu yàgg na ndekete moom. jàpp na loolu te amaana na su ma ko waxatee dara mën na ma bañ a gëm te loolu mu nekk lu am solo lu jëm ci mbirum dëgg la ñu jël ki ci ligne bi lu am solo la salaamaaleykum mbokk mi waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay dalal ci émission Ndenkaane bisimilah yaa ngi ci Ndenkaane yaa ngi seetaan émission bi waaw maa ngi koy seetaan bu baax lan ngay participer ci thème bi maa ngi rafetlu émission bi bu baax. parce que wax dëgg yàlla am na solo. mu ngeen di def bëgg a télé yëpp dafa wax dëgg yàlla wax ngeen bëgg nit ñi di ko wax muy wax dëgg dina bëri ci lool. parce que wax ba wax jeex wax di gën. wax jeex wax dëgg ci gën te wax ji nit wax ngir yàlla moo gën. parce que nit ñi war it. danoon déglu télé bi. ku dugg rek mu fay télé wala mu wàññi ko ba mu sës. su ko defee déggante bi dana gën a neex. loolu am solo la kàddu nga def ko ci xale. bi muy nekk xale. loolu am mel na ne Oustaz Mouhamed am na loo ci bëgg a wax. gis nga li ki génn wax ci wàllu xale yi. xale ñu bëri si biir kër gi la leen waajur mooy def ci njabootam sàmm kàddu wala ñàkk sàmm kàddu. xam nga
tey boo waxee sa doom su may wàcc naa la indil nangam booy wàcc indiwoo ko day dem ba kaddu gi day jàpp ne loo koy dig dafa oyof day jàpp ne wax mu dañ aayul moo tax xam yaa ngi fàttali ko xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba keroog yonent bi toog ak ndaw si yónni doom ji ne ko demal nga indil ma leket boo ñëwee ma jox la tàndarma xale bi ne pëccët dem rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mel ni kuy jàngal ne ko bis bu ñëwee joxoo ko dinañ la bindal fen c'est-à-dire il faut que nit ñi ñu xam soo joxee kaddu sàmmonte woo kaddu gi mooy def nga lu sofaanook la nga wax kon fen la léegi nag malheureusement nit ñu bëri dañoo ko jàppal xam nga sànq yaa ngi wax par exemple ci politiciens yi xam nga Sénégal dañoo dem boo wax ne politique égale fen politique mooy égale fen te loolu te mooy yeggul yowmal xiyaam pour ñoom àdduna waaw te loolu jikkoy seytaane la yaiduhum wa yumannihim wa maa yaiduhum sheytaanu illa gururan yaiduhum da leen di dig joxe kàddam te àllaaxira dama waadtukum fa axlaftukum dama leen joxoon sama kàddu ma teggi ko kon teggi kàddu yëfu seytaane la c'est-à-dire yaiduhum da leen di dig wa yumannihim mu leen di mbébétloo su élection jotee dañuy dikk di révélo sénégalais yi wa yumannihim dinaa indi plan nangam di ngeen am nangam ak nangam yaiduhum wa yumannihim ñoom espoir seen xel dal kii moom dana maa yaiduhum sheytaanu illa gururan li leen seytaane di dikk yëpp nekkul ki gis nga Oustaz Makhtar Pape Ousmane dafa dikk toll nga fa am solo foo xam ne nag moom yaa ngi ci biir lëgg-lëgg bi téye ko foofu rek aaya boobu da ñu ko firil ndax am na solo ñu dem studio 2 fekk fa Pape Ousmane mi ci borom taarikal la wuteeg borom kii taarikal la gis nga ñu yor ñaar dañuy wuteeg sax ñu yor benn rawatina ñu yor ñett comme ki ci sama ndeyjoor tabaarakallah nii la bu baax bi nii la ñu ziar la waaw ñu delloo ziar ñu di la ndokkeel di la bégee waaw yow tamit di leen bégee bu baax ak ñu nekk ci plateau bu baax lan nga ñuy indil tey li gën a fës ci li ñuy xaar ci xibaaru digg ba mu ngoog li ci nar a gën a fës bokk na ci procès en appel bu Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ne ci suba ba léegi ñu ngi koy amal foofe ca cour d'appel bu Ndakaaru mu mel ni kañu cay teewlu bokk na ci juge Demba Kandji mi war a mën a setal kooke di Khalifa Ababacar Sall wala boog mu dëggal la nga xamante ne moom lañ ko daan ci première instance ñu ci ëpp ca ña koy jàppal tànk moom Khalifa Ababacar Sall am yaakaar lool ci cour bu CEDEAO la mu génne bu yàggul dara dañ ci ànd ak Fam Fàcce geeg suñu ndaw bi ñu teewal jamono ji ca bërëb boobe di Mansour Sow leneen dina ci bokkit muy Diop Sy njiital convergence patriotique moom jàpp ni ndogal boobe ñuy wax jëm ci cour bu CEDEAO daan nag dëgërul lool ngir ñu mën a bàyyi kooke di Khalifa Ababacar Sall addu it ci mbirum Karim Wade mi mu jàpp ni daanaka amul benn firnde buy wane ni am na carte d'identité nationale bu Sénégal ne la ko xamle moom Diop Sy ginnaaw ba muy dajal mouvement étudiant yi nekk ca daara yu kaw yi daañu leen ko jukkil ci xibaar yi leen ci bokk muy concours orthographe xamante ñu ngi ko doon amal ni ki démb ca wakkaam ñeel ak tout tànk yi mu mel ni ñu ca gën a fës wane ci seen ko xarañte daañu leen jébbal ab raaya ñi nga xam ne organisateurs yi di ko rafetlu jàpp ni lañ ca jublu mooy gën a dooleel wàllu lii fantu ci xew mi waaye ñaawlu nañu gisee ni amul benn autorité ci gox boobee di wakkaam bu leen dooleel ak jàppale leen ci activité yooyu ñu amee daañu leen ko jukkil ci xibaar yi leen na ci bokkit muy championnat africain ak mondiaux jëm ci mbirum taekwondo rawatina ñi nga xamante ne dañoo amee laago ñu koy waajal ci réew mi waral ba ñu amal ci ñaari fan yoo xamante ne stage la ngir gën a xam ana ñan ci ñoom ñoo gën a xarañ ngir mën a waajal boobee compétition waaye te ña ko amee bëggee ci jaare ci gën a dooleel ak kattanal bi les disciplines ñu jàpp ni dafa tumuraanke ci réew mi moo ne day ci seen i kàddu am na njëriñ bu sukkandikoo ci maître Latif daañu leen ko jukki ci xibaar yi ànd ceeg suñu ndaw di koli ponk yaa ngoog Oustaz Makhtar incha allah bu benn waxtu jotee ñu daal di koy yaatal. macha allah am na solo ñi ngi koy xaar. incha allah bu soobee. kaddu de la ñuy waxtaanee. waaw am na solo de lan nga ñu ci indil. ci thème bi muy kaddu tey moom Oustaz Makhtar tey moom dama bëgg a taataan rek. waaw dama bëggoon ñu dëkk ci maanaam ku sa kaddu rëcc. maanaam amoo woon yéene wax sa kaddu te jëfewoo ko.
dañ ko ci topp wala njëlbeen bi la ñuy xool wala lan man bëgg naa foofu ñu leeral parce que da ngay gis nit koo xamante ni jamono bi muy wax kàddu jox nit kàddu dogg na ci respecté ko mu dem ba ci biir ndog feeñ ba respecté wu lu mel noonu. ndax dañuy conserver yéene ja mu amoon wala dañuy appliquer ginnaaw ba mu joxee kàddoom respecté wu ko. Oustaz Mohamed mi ngi lay déglu. waaw loolu daal vraiment cadre général bi lan moo tax sénégalais yi léegi fonkatuñu kàddu. parce que ba koo wax loo sax léeg-léeg mu waat loola. pour soog di la gëm. parce que xamuñu njëriñal kàddu man loolu laa jàpp. dama jàpp ni xëy na nattu na nit nga génnee dara ci sa làmmiñ ne lii dama ko def wala lii digg naa def ko nga dem ba à la limite respecté woo ko moo fen ñooyam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngawoon na ci biñ koy laaj ndax jullit dina sàcc mu ne waaw dina nanga biñ ne dañu fen mu ne déedéet jullit du fen mooy wane ne boo ko bàyyee rek yenn xeetu ñaawte vif bañ na te pour man wax sa kàddu ñàkk koo respecté ci fen la bokk te wax jàngale woon na it ni meloo naar fekk ñett yi bokkoon na ci saa yu ngeen fasantee du ko respecté maanaam du respecté lépp lu ngeen waxante te pour man yooyu yëpp ci xeetu ñàkk a respecté sa kàddu la te bu demee bëri ci réew rek mooy ni fulaal ñu xamuñ sax degré bi maanaam nga wax dara bañ ko respecté saala wi gi daf ñuy faral doon wax ne mag ñu njëkkee la ñu gëne woon mooy ñoom xamuñoon sax ay xaatim ay signé suñu xasaan ba wax la kàddu rek bañ joxante loxo rek mooy ni fala budda dañ koy respecté te booy xool histoire un peu ku mel ni Lat Joor Ngoone Laatiir Jóob bi mu joxee woon kàddoom pourtant bi mu dee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waxoon na ko ni kaa ma jox lu gën mais daf ko ni kàddu bi jiitu moo tax lu may loolee dama doon toog donc nga gis ni ñoom amoon na fi ñu teewoon kàddu xëy na nag ñun dem génération moo dem ba benn jamono fulaal ñu ko wala boo xëy na ñu am benn rupture ci sénégalais ba woon ak sénégalais bi ñuy dund tey dafa am rupture chaque fois dama koy wax loolu nag dina baax trop mag ñi boroom xam-xam yi ñi am seetlu delloo si ñu lu waral Sénégal ba woon buñ koy tudd tey buñ koy fàttaliku ñun ñëpp suñu xol day neex ne ay waay jamono jooju nangama nanga yu bëri amul woon fitna yi amul woon wala boo xëy na bu amoon xëy na média yi amplification bi ñu ciy def xëy na amu ci woon léegi nag rupture boobu noonu fan la Sénégalais bi nga xamante ni ku fonkoon kàddoom la ku gëmoon ngor la te ñu am mag ñu ko fi suuxat wane ko dund ko ci seen dund ñu dem ba benn jamono boo xam comme si daal mën nga xëy tey wax sa wax suba nga génn ci te doo def dara jàpp ni daal lu normal la man daal loolu pour man war nañoo mën a réfléchir ñu gën a yaatal xóotal pour lan moo indi lu mel noonu te tamit bu ñu lëre nit ñi mooy ni am na ñu koy def rek mooy ni amul ñenn ñuy respecté seen kàddu déedéet man jàpp naa ne am na ñoo xamante ne ba léegi ñu ngi fidèle ci valeurs yooyu ñu ngi fidèle ci principe yooyu nga xamante ne moo fondé àdduna en tout cas principe la yoo xamante ni diine daf ko mus a dëgëral diine daf ko mus a encouragé yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xam ne mooy suñu royukaay ñun jullit daf ko mus a dund daf ko mus a fësal ci dundam jàngale ci donc jàpp naa ne ba léegi am na ñu koy wéyal waaye nag bu fekkee ne dafa dem ba dafa tumuranke pour man war nañ mën taxaw xool lu waral tumuranke googu feeñ ci ñàkk a respecté kàddu sa kàddu d'accord jërëjëf ñu sant la bu baax gërëm la ñu ngi xaar 13h incha allah. incha allah bu soobee nag. jërëjëf commentaire bi am na solo ñu sant ko bu baax a baax. gërëm ko 13h ñëpp jàpp DTV ngir seetaan xibaar yi ndax li mu tënk am na solo. macha allah ñu sant ko bu baax gërëm ko. jërëjëf xam naa jërëjëf jërëjëf. nii ma soxna yi. incha allah jërëjëf. merci ñu sant ko bu baax gërëm ko sunu bàyyi xam naa waxtu wi ñu ngi may wax ne 4 minutes moo nu dese ba ñett sax daanaka. lan mooy nekk sa ndénkaane lan ngay dénk ñi seetaan rawatina ci thème bii nu jël tey muy fonk kàddu sama dénkaane daal mooy mag ñi dañuy wax ak gone yi ndax tout tànk yi njëmbat lan ëllëg ñooy nekk mag te du xale yi duñ dem ba nekk mag nga bëgg leen a jubbanti ça sera trop tard li tubaab di wax bu nekkee tout tànk nga koy mën a jubbanti di ko teg si yoonu baax te mag ñi aussi nañu nekk ay référence ndax xale dafa am ñetti jikko yoo xam ni xale àddina yépp a ko am l'enfant est curieux imitateur égocentrique xale ku dëng kumpa la xale ku mën a toppandoo la xale defe na nii lu baax rek si moom la bokk mais borom kër goo xam ni dafay fen si kanamu doomam comme ni ko Fatima wax doomam day defee ni fen garaaw mu mel ni nag mag ñi fi nekk
comme association UNITRA association université du troisième âge ay kilifa yu mag a fa ne retraité borom xam-xam rek a nekk association boobu ñu mel noonu war nañoo jóg dem si télévision yeeg rajo yi di wax ak askan wi ndax li Fatima wax xale yi dañoo fekkewuñu démb te amuñu ñu leen di waxal ah amuñu ñu leen waxal samedi rek maa ngi yendu si école Abdourahmane benn AF cité gendarmerie doon def seen fin d'année di leen defal ay lépp ay lippoon kii dama réew ba benn góor naan ma yow de mag ñëpp buñ defoon ni yow léegi xale yi baax lépp amatul xale yi xamatul lépp xale ba daan toppandoo ku amul kilifa jinne doon sa kilifa yu mel noonu mag mat naa bàyyi si kër comme ni ko sa pay waxee Kocc Barma Fall yi mu daan wax parole d'honneur yooyu mu amoon ñu jigéen fonkal te bul wóolu yooyu mag mat naa bàyyi si dëkk yooyu yëpp cosaan yooyu ñu delloo si ko ma ne yooyu yëpp ñu delloo si ko ñu delloo si waat ko civisme patriotisme boobu amatul école yi jàngatatuñ ko d'accord l'ensemble des valeurs d'accord yooyu yëpp dañ ko war a imam delloo waat njikkal jërëjëf comme ni ma ko waxee woon taalifkat yi di gërëm nag DTV ñoom rek ñoo am émission jataayu taalif Abdoulaye Maron di ko def taalif dafa am solo ndax dafay foddat xel di nàmm jikko yi moom laa doon wax sunu coupe du monde bi ba ñuy dem ma ni taalifkat yi war nañu ñëw taalif gaynde yi mu doon demee xam cosaanu football lan la sunu seen maam yi ñi fi nekkoon lan def les jeux de l'amitié en 1963 Asmara Caire yëpp ñu defoon ñu fàttali leen suñu cosaan football jom nga gaynde si bi ya fa newoon taalif leen wante di leen woy koo xam ni day dem xare ñëw demagul nga koy woy d'accord jërëjëf Samb waxtu wee jeex leen gërëm di leen sant jërëjëf si émission bi vraiment macha allah ala daw me na daw me na gërëm ñoom Aïcha ñoom Pay ak imam ñu ngi lay ñaan nga doole ñu ñaan daal incha allah kontaan naa trop si DTV jërëjëf papa jërëjëf ñu sant ko baax Samb di ko gërëm lay Fay lan ngay tënkee ci jataayu tay bi di tënk rek di wax ne oustaz gis nga kàddu dafa fort ba nga xam ne mooy jox crédibilité nit dañ ko wax ci début bi boo xoolee politique yi dañuy daan def ay dige mais duñ ko def di def leneen lu safaanoo boo gisee léegi réseaux sociaux yi niñ leen di defee dañ lay indil sa vidéo bu yàgg li nga waxoon ñu indil la sa vidéo nga tuddee ko yaa ko waxoon ba pare dañ lay mettre devant le fait accompli mu wane ne loolu daf lay décrédibiliser beneen bi ci topp mooy li ma waxoon rek kàddu nit daf ko war a sàmm ku si mel ni am na ñoo xam ne aussi ay tailleur lañ dañuy liggéey ak ñooñu en fait dañ lay fen na ma yàlla baal si terme bi mais tu sais que ne ñoom li ñu lay wax gëmuñu ko parce que duñ ko respecté te nit ki nag dana pare suba sa ñaw dana pare suba te daf lay leer ne gëmuñu ko donc tey jii loolu fu ñu jaar dikkaat si loolu daal di wax ne benn rek dénkaane laay jox mooy gor as kàddoom moo koy yeew buum du ko yeew ku si nekk na nga am volonté wu looy def looy wax nga am volonté wu jéem ko def di remercier ñëpp surtout donc di ñaanal soxna Zeynab mu dellu si ak mère Thiam bu baax jërëjëf Laye Paye ñu sant ko gërëm ko Fatima lan ngay tënkee ci thème li may tënkee rek mooy ne benn fête dafa am muy lan kàddu dafa tumuranke jamono ji loolu moom lu am la dafa tumuranke li gën a wóor daal mooy balaa ngay dugg ci dara na nga xaatim parce que loolu noonu moom moo fi nekk fu mu nekk kenn mënu ci dara. léegi kii wax mu dañ baa bu xaatimee du dañ. non na nga xaatim na ngeen bind daan moo gën a wóoru. parce que puisque bukki yi ñu ngi ci biti te yow mënoo ci dara. mais na nga bind na nga bind rek contrat yi dañ ko bind Fatima. na nga bind xam nga wóolu kàddu moo tax. am ku nekk bitim réew liggéey toute sa vie di yónnee oncle am wala di yónnee papam pour mu tabaxal ko kooku du ko def xam nga loolu wóolu kàddu moom moo tax mais sagam jamono ji temps kàddu dafa tumuranke donc mieux vaut que yow nga bind sagam loolu lañ fi amagul waaw ak photo loolu indi daal say preuve loolu lañ fi amagul waaw di wax ne daal même bu fekkee ne ñëpp dañoo def léegi bañ a sàmm seen kàddu yow bu mu la tee yow ngay sàmm sa kàddu ndax loolu moom mooy def sa valeur et que way jur yi ñu jéem a aussi yar njaboot bi ba nga xamante ne sénégalais bi suba dina uteeg bu baax sénégalais bi nga xamante ne moom la ñuy gis jamono ji di nuyu nag waa Mbour ñu ngi ñuy seetaan bu baax a baax ku ci nekk ku ci mel ni Maam Fatou di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp jërëjëf madame nan la sax madame Ñing merci madame Ñing
Oustaz Mouhamed yaa ngi tolloon fa am solo boole koog li ngay tënkee ci thème bi. waaw di wax rek ni sàmm kàddu dafa am solo parce que xam naa ci yeneen jotaay ñu gën a faram fàcc loolu mais fi may waxee rek moo di ne sàmm kàddu ku sàmm sa kàddu dem aljana. est-ce que alastu bi rabbikum qaalu bala jooju ku ko sàmm mooy dem aljana ku ko sàmm du dem aljana. maanaam bu tënk bi mooy ku sàmm sa kàddu dem aljana. qaalu bala xam nga yàlla dafa génnee nit ñëpp ne leen alastu bi rabbikum duma seen boroom. waaw ñun ñëpp ñu ne balaa axakay googu kàddu la gu nit ku nekk joxe ku sàmm axakay googu dem aljana ku ko sàmmul dem feneen. jeex na Oustaz Mouhamed tënk na amatul luñ ciy teg. waaw tënk baa ngi noonu mooy ku sàmm sa kàddu dem aljana ku ko sàmmul dem feneen. man du ma ci teg dara ndax lu ma ci tegati rek yàqu ko ba suba ak jàmm ak jàmm ñu yendoog jàmm wasalaam.